Tangana, Organisation Unité Africaine, Danyawara. Exactement 9h04 xam mbégte toog ci émission bi nga xam ne nii moom ngeen tàmmu muy émission Dóor waar ah di jaar communauté sénégalaise bi di jaar sunu kilifa diine yi di jaar sunu kilifa aada yi di jaar ñëpp ñi nga xam ne dañuy safoo di ñu suivre ci www.WPAT930am.com di jaar ñi nga xam ne dañu nekk seen taxi dina déglu ñi ne seen kër yi dinu teewlu ak ñi nga xam ne nii dañuy yàkkamte lundi ci waxtu wi ni ma koy tàmm di waxee bés bu baax bi mooy altine bu baax bi mooy 9 PM émission bu mag bi mooy Dóor waar rek loolu la yàlla dogal ah di ziar ñëpp ñi nga xam dañuy suivre à travers sunu Facebook bi live ci Modou Baye Fall Ndaw ñëpp ñi nga xam dañ nekk sunu groupe bu WhatsApp bi di ziar ñi nga xam ne nii depuis que l'histoire a commencé ñi nga xam ne nii dañuy support ñi nga xam ne nii dañuy yàkkamti seen émission Dóor waar tàmbali chaque lundi ñu mën ko teewlu ñi nga xam ne dañuy indi seen xalaat ñi nga xam ne nii dañuy jàpp ñi nga xam ne nii dañuy yëkkati seen xel seen doole di ci def ñi nga xam ne nii dañuy yëkkati seen xaalis di ci def ñi nga xam ne nii dañuy support ñi nga xam ne nii dañuy jàppale rajo bi di ko suivre fu ñu toll defe naa mu nekk ñoo xam ne nii ñoo tax ñuy sonn moo ko sama woykat bi di waxee rek benn nit bu la bëgg jar na daw ba dee ndax ñi la bañ moo tax chaque jour rek chaque semaine chaque lundi dañuy yokku dolli cere dolli ñeex di am mbégte chaque lundi di taxaw fii di leen présenter seen émission Dóor waar ci www.WPAT ma amaat mbégte dalalaat fi ba léegi koo xam ne nii partenaire la sponsor la di El Hadj dégg naa la ci loo ne ba lépp jàmm tey de yaa ngi ree rek gis naa nag nga yëngu-yëngu yoo am solo ci studio bi waali bee taroon waali bi dafa xorom mais naka sa week-end ça s'est bien passé ça va alhamdulilah di béggee ñi nga xam ne nii dañuy suivre ni ma koy tàmm di waxee ci 50 états yëpp si àdduna parce que émission Dóor waar leer na defe naa émission la boo xam ne ni nit ñi dañ koy suivre dañ koy bàyyi xel foo mënti nekk si àdduna émission Dóor waar aussi ni ma koy waxee c'est l'info c'est du sport c'est la religion c'est aussi des anniversaires defe naa et Gos noo demee hello waaw Gos mais xam nga sa anniversaire nekk tey rek taxul nga may dosé di neexal ay baat nii parce que tey la sa anniversaire quoi mais noo koy fêter sa anniversaire bi mais balaa tout dama lay souhaiter happy birthday yow sama jigéen nga di Nabou Mar madame Seck depuis Washington DC nekk koo xam ne nii day conseiller ci émission bi nekk koo xam ni sama confidente la koo xam ni ku may jàppale la koo xam ni ku may waxtaanal la koo xam ni sama ñooñu bala mën sa bi mais noo fêté sa anniversaire anniversaire bi neex na trop xëy suba teel jot benn message bi neex mu jóge ci monsieur
Seck. waaw. neexu leen ma yéen ñaar neexu leen ma. non neex na démb la commencé ci minuit dégg nga. message sur la journée neex na macha allah. ndeysaan. actuellement nii xam nga comme que moom nekk fii maa ngi fii ak sama yenn copine. dañ dem benn restaurant. bu nekk Maryland fii restaurant bi nag restaurant français la. Mon ami Gabi la tudd. Mon ami Gabi. Mon ami Gabi. Mon ami Gabi. waaw. non da ngaa dooj yow. baal naa la. waaw merci beaucoup kontaan naa trop ci invitation bi nga. kon daal yaa ngi koy feete ak xarit yi gannaaw monsieur yónnee na teg sa kadoom. famille bi souhaité la yaay booy cousin yi sœur yi xarit yi am di jàmm yi waaw sama bosa dàq live on the air xanaa xam nga yow moom ëpp na xanaa xam nga non li nga def ëpp na non nag sama jigéen bu baax kon nag xam naa yaa ngi restaurant nii di enjoy yow ak say xarit et tout ça ma di la ñaanal nga dund ko ay ati yu bëri amiin que déwén nag monsieur dagg gâteau bi nag non loolu lay def inshallah waaye ngi nii Wally Seck Mara lañ koy wax defe naa am na ñoo xam ni soo leen ko mayee dana la neex lool ci anniversaire bi. merci beaucoup. ma ni kooku bëgg a may Wally Seck laa la bëgg a may waaw. Wally Seck bi. man ci lépp lu ma fi may rek monsieur Seck laa koy may. monsieur Seck ak. kese. monsieur Seck kese. mais su ma doon sa xarit yi nekk restaurant yi damay jël sama saag rek dem ñibbi. waaw yow nañu dem amul benn problème. monsieur Seck monsieur Seck toog rek amul kon jëlal jantal Mara bi ñu may ko monsieur Seck chéri Nabou Amar depuis Washington jëlal lii borom anniversaire happy birthday again. merci beaucoup kontaan naa ci yow dool waa ca kaw ca kanam. ok bye bye. Elage mbalax mi tar na de tamaji di ko may dédicace Nabou Amar depuis Washington DC di ko wax happy birthday Nabou chéri monsieur Seck est-ce que monsieur Seck jantal Mara la di sa dama leer Sénégal diaspora nee na dégg gooba Sénégal diaspora maa ngi lay bëggee. dédicace depuis Sénégal Serigne Mbacke Ndiaye waaye broda futur président Aza jëlal lii. fàttewuma famille Dóor waar Ben Omi ñoom Soda ñoom Dieynaba ñëpp rek waa famille Dóor waar xam nañ seen bopp jël leen. Dóor waar rek du ay caaxaan. Grand Karfa Ngom ñu ngi koy bégee di ko ziar bu baax fàttewuma Bosnia doo lay jël ndox la dem fi ba diwaanu Brooklyn fekk fa Moussa Versailles kooku di sama bro di koo xam ne day jàpp ci émission bi chéri Amina jëlal yaa moom loolu. ani Max sama taximan xam naa yaa ngi ree rek. di ko béy waa Taliba ñëpp góor jigéen mag ndaw yi ñëpp yéen a ngi ci biir borom licence ak ko amul licence.
ko ziar grand texe di ko ziar bu wér ah defe naa am émission bopp koñ day ñëwaat tey defe naa 3 am ba 4 am defe naa texe grand texe gay di ko ziar bu baax a baax di wax mbokk communauté sénégalaise yi bopp koñ dina ñëwaat 3 am ba 4 am donc ngeen koj ko. Nabou Amar depuis d'ici defe naa anniversaire bi dootoo ko defati de chéri monsieur Seck mais nag damay ziar sama jigéen sama xarit Bibi Ndoy moom it ci diwaanu Washington mi ngi teewlo dem fi diwaanu Safes di ziar story wireless activation ñoom Youssou maa ngi leen di ziar bu baax a baax Salif électronique di ko ziar Modou Gueye sama coiffeur bégg naa ko nit ku yàlla baaxal defe naa moo ñu boole defe naa montre yu baax yëpp bokk Modou Gueye maa ngi lay bégge bu baax di nit ku yàlla baaxal dugg boutique Salif di ziar grand John père Abdou ñu ngi lay ziar Dame Si ñu ngi lay ziar di ziar ñoom Abdou ñoom Ousmane ñëpp ñi nga xam ne rek dañuy hang ci 116 bi diggante la 7-8 avenue diwaanu Brooklyn Bronx Queens képp koo xam ne rek yaa ngi safoo émission Dóor waar ñu ngi lay ziar di la wax ni la émission bu mag bi tàmbali na rëggi dëggi dëgg kes Dóor waar di ziar ñëpp ñi nga xam ne nii dañuy safoo ñi nga xam ne nii dañuy scotché wu ci 212-219-9695 ñu am gan gu mag koo xam ni suñu papa la sponsor la koo xam ne day jàpp ci émission bi depuis Queens Baye Daouda Ndiaye nekk African Community Service papa maa ngi lay nuyu di la dalal ci émission Dóor waar. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ñu ngi lay fay. ginnaaw bi ma la dalalee nga amoon xew-xew bu rëy boo xam ni fas yéene nga ko demal def ci association des sénégalais d'Amérique ànd ci ak New African Production. waaw loolu dëgg la. c'est que ñun African Services ak man. ñun ñoo décidé wax dëgg yàlla gën a jege communauté bi. parce que seetlu nañ ne nit ñaa ngi def seen ay efforts yu mag. pour ñëw def test yi jël ko ñëw seet suñ avocat yi nga xam ne ñoom ñoo gën a yomb parce que ñoom dañu am ay fonds ba tax na ñun dañoo décider depuis à partir du 10 octobre ñu ñëw jéem a jege communauté yi waxuma communauté sénégalaise bi rek waaye communauté africaine bi yépp lañ bëgg a jege pour dafa leen di test yoo xam ne kenn du fay dara tey mucc ayub yoo xam ne confidentiel lay doon kenn du ko xam kenn du ci xam dara loolu ñoom ñoo ko wax ni loolu la ñu décidé à partir du 10 octobre dañuy tàmbali ci association des Sénégalais d'Amérique ndax loolu njaay nee na mbéy ci say oom
kon sénégalais yi ñoo njëkk a doon suñ population cible buñ paree nag dinañu war church yi ak mosquée yi déplacé def off-site testing dem fa defal leen test loolu mooy li nga xam ne mbébét nañ ko te di la gërëm di la sant ci yaatal bi ak baaxe bi nga xam ne defal nga ma ko tey dafa ko African Services bépp pour ñu yëgal ko bokk yépp lii kañ lay doon le 10 octobre lay doon mooy talaata ji suba ji bu dellusé ci 116 bi lañ koy defit ci siège africain ci siège association des Sénégalais d'Amérique la dale midi ba 4 heures du soir. merci. lañ fay defit waaw. waaw lañ fay defit mooy def test yoo xam ne képp koo xam ne da nga am naatable ci sa tension na nga ñëw dinañ ko seet. jabet ñi nga xam ne dañ ci yaakaar ne am nañu jabet wala amuñu ko ñooñu dinañ leen defal test. hépatite B ak C bi nga xam ne mooy lëmb jamono kooku moom it dinañ ca def test yoo xam ne dañ ko defal nit ñi. waaye ak sida bi nga xam ne képp koo xam ne am nga saq nga boo xam ne rapport non protégé la. dañ lay dalalit nga ñëw ñu defal la ci li nga xam ne mooy dal sa xel ba nga xam sa statut bu leer ne ëllëg ak si biir di nga xam fooy tegati sa tànk. donc rendez-vous bi le 9 la ci association des Sénégalais d'Amérique ñu ànd ceeg ñëw. defe naa le 10 la. le 10 muy talaata. suba. le 3 bu dellusee mooy le 10. waaye yemuñu foofu dafa am bi yoon dañoo provoqué pour avocat yi ñëw comme dëkk bi dafa jaxasoo depuis présidence bii nga xam ne. Trump fi ne. alors léegi. à part de xale yu fii dañ leen a bëgg ñu ñëw ñi nga xam ne application Dakar bi defuñu ko à partir du 5 octobre lañ koy tàmbali ku ko deful mën nga forclos léegi bu ko defee avocat bi dina ñëw tontu question yi nga xam ne c'est des questions générales ku bëgg a laaj ci lu jëm ci immigration ak lépp loo xam ne dafa daqaloog service juridique bu immigration avocat agréé dina ñëw boo xam ne dina leen tontul question yi ya ca des bu fekkee ne am nga question ci Dakar dinañ la ko am nga question ci TPS dinañ la ko muy tribunal de l'immigration ñoom seen yëpp dina ci tontu ku bëgg rendez-vous dina la ko defal nga xam ne di nga xam date ba nga fay ñëw nga xam ne boo ñëwee di nga mën a toog ak moom janoog moom yor say document ak sa xam yow ban programme nga ne ñu bind la ci gindi nga xam ne bu ci yàlla defee nga am say kayit te loolu $40 rek lay ngay indaale wuteeg avocat bi nga xam ne balaa ubbi sa dossier bu dee avocat privé merci loolu moom $1000 au moins lay ubbee kayit jërëjëf kon rendez-vous baa ngi noonu Baye Daouda ànd ceeg African Services defe naa mu nekk lu am solo ana sama yaay boy mu ngi fi ak sama rakk ju kii jooju waaw ñoom ñëpp a ngi fi di sant di la gërëm jërëjëf parce que ñu teewlu lépp dinañ fay wax ñëw nag xam leen ne anglais français ak lépp langue africaine yëpp dañuy wax 35 langues jërëjëf kon rendez-vous baa ngoog du yem nag ci ñoom ñëpp waaye képp koo xam ne immigré la di africain yi moom ci la bokk merci rendez-vous baa ngi noonu ak suñu papa Daouda Ndiaye ak waa African Services association des Sénégalais d'Amérique muy am le 10 donc yëpp ñi nga xam ne ni rek da ngeen a bëgg a xool seen wér gi yaram wala ngeen am ay problème immigration ak lu mënti doon dem leen fële ci association sénégalaise bi ànd ci ak Baye Daouda Ndiaye ak waa African Services donc mi ngi noonu le 10 lay doon ci association des Sénégalais d'Amérique di ci ziar Baye Daouda Ndiaye depuis Queens ak njabootam di ziar ñëpp li may def mooy musique Viviane bégal suñu auditeur ak auditrices yi léegi ñu ñëw ci programme bi Kon ma xam ne sama ndaw du jaar
pourtant Viviane Chidid Ndour la ren di Jolof Band mariage forcé ñuy moytu di may xale yi ñoo xam ne nii bëgguñu ko bàyyi di xool alal xaalis kër te xam ne loolu sëyul mbëggeel mooy sëy ni ngi tàmm di ko waxee rek lalu mbëggeel dafa xat defe naa nit ki soo ko bëggul mun leen sëy donc alal ji ak xaalis ji day jeex mais mbëggeel moom moo wóor tey ci suñu programme exactement 9h23 di rappeler que yéen a ngi seen émission Dóor waar rek tey ni ñu koy defee ñu indil leen programme boo xam ne nii programme bu am solo la defe naa dinañ ñëw tuuti si cri du cœur si kanam tuuti de la semaine buñ ci jógee dinañ dem ci thème boo xam ne nii thème bu neex la moom lañ indil di thème d'actualité jëm ci wàllu divorce yi nga xam ne nii mooy am ci couple yi ñu bëggoon def benn jàngat jëm ci divorce yooyu nga xam ne day am fii ci diaspora bi li nga xam ne nii mooy cause bi ak li nga xam ne nii mooy conséquences yi nga xam ne nii da ciy juddoo defe naa excuse bi mooy xew-xew bi nga xam ne nii am na ci dëkk bi muy nit koo xam ne nii takkoon na fii soxna defe naa yàlla dogal mu dem kaso immigration teg ko loxo delloo ko ci diggante bi mu am ya ca am ba sëy ba tas ba keneen jël ko donc dinañ ko ñëw tey moo nar a nekk suñu thème du jour waxtaani ko mais balaa boobu dañuy amaat mbégte dalal ñi nga xam ne nii ñooy ànd ak émission Dóor waar fan yi muy compréhensif école New York compréhensif Manhattan compréhensif night and day high school nga xam ne nii semaine yi yëpp ñoom la ñuy àndal ci émission bu mag bi defe naa nuyu naa la El Hadj. waaw ñu ngi lay fay. di la ziar am mbégte di la dalal naka sa weekend. ça va ça s'est bien passé. naka liggéey bi noo gisee ñaari émission bi liggéey bi ak li nga xam ne nii juddoo na ci. waaw ñu lay remercier. bàyyi nañ ci gis seen bopp daal école bi. waaw très bien émission bi vraiment jàppale nañu bu baax gis nañ ne am na sénégalais yu bëri yu ñëw ci école ba inscrire aussi quoi. donc ñu ngi la ci gërëm di nuyu ñëpp ñi ñuy déglu donc lu ñu fi indiwaat tey mooy gën leen jégal école bi daanaka am na ñu xam école bi ba pare mu ngi tudd Manhattan Comprehensive Night and Day High School mu ngi nekk ci 242nd Avenue entre 14e ak 15e téléphone bi di 212 353 20 10 mën ngeen ma jot ci extension 180 école bi nag dafa nekk high school la. da ngay am diplôme high school ngay am doo am GED xam nga dañu am ay session day am nañ session night session day bi mu ngi commencé 8h ba 3h session guddi bi commencé 3h ba 9h30 donc dinañ offrir programme yëpp booy seet dinañ leen offrir maths dinañ leen offrir science dinañ leen offrir anglais spécialement ESL dinañ leen ko offrir yeneen programme yoo xam ne dañu am ay partenaires comme ay Cooper Union dañu nekk ñoo xam ne xam nañ leen bu baax ci New York ci affaire art affaire musique affaire computer. dinañ joxe tamit ay paid internship yoo xam ne daanaka xam nga boo nekkee ndaw nekk ci dëkk bi da nga soxla def stage. pour mën a am expérience déwén bëgg liggéey ñu mën la jox liggéey. donc boo ñëwee dinañ la placer ci internship yooyu tamit bu weesoo loolu am nañ yeneen programme yoo xam ne computer programming dinañ ko def ci école bi dinañ def am nañ sport am nañ football am nañ volleyball pour jigéen ñi am nañ aussi ay clubu danse clubu art am nañ aussi gym boo xam ne c'est bien rempli bu weesoo loolu tamit dinañ liggéey ak ñi ñuy wax CDI benn ONG la donc ONG bi mooy jël élèves yi en charge di leen defaral seen application pour collège dinañ leen jox ay conseils dinañ def SAT prep dinañ def tutoring boo ñëwee am problème mu maths wala anglais dinañ la wutal tuteur koo xam ne moo lay jàppale boo jënee classe aussi am nañ yeneen service immigration pour xale yi dinañ leen jàppale ci wàllu santé wàllu liggéey ak daanaka ci wàllu yu bëri ay housing dinañ la ci jàppale tamit quoi donc école bi mu ngi nekk 242nd Avenue entre 14e and 15th Street numéro bi di 212 353 20 10 extension 180 donc bu ngeen ootee laajte El Hadj rek man incha allah mën naa leen inscrire. wala aussi ngeen waaw wala coach Hadji ñu bëri coach Hadji la ñuy wax. wala aussi bu ngeen demee ci site bi ci website bi www.mcndhs.com ngeen def admission après ngeen appliquer directement bu ngeen appliquer ñun dinañ leen yónnee email wax leen ban jour ngeen di ñëw donc âge bi ñu soxla mooy 17 ans ba 20 ans
bu laalee tuuti 21 ans tamit baax na boo ñëwee dinañ la tester xool ban niveau nga am booy ñëw mën nga indaale sa passeport sa ID wala nga indaale benn même identification boo am quoi donc soxlawul nga nekk citizen wala am green card boo ñëwee rek incha allah dinañ la jël. aussi boo amee boo jàngee Sénégal dem ba terminal wala dem ba première seconde mën nga indaale say note après ñun dinañ ko transcrire def ko dugal ko ci système américain bi comme ça nga am ay crédit donc ñi déglu mën ngeen jàllale message bi xale bu fi ñëw soxla école entre 17 ans ba 20 ans laal tuuti 21 ans incha allah bu ñëwee dinañ leen jël ci école bi. 17 ans ba 21 mu nekk programme boo xam ne nii high school la Manhattan Comprehensive night ak daytime boo ko déggee maanaam guddi gi ak journée bi yëpp da ngeen di am programme ba tey da ngeen di yëngu ci wàllu légal service lu jëm ci wàllu immigration. maanaam képp koo xam ni yaa ngi ci école ba defe naa wala nekkoo sax ci école bi. école bi mën na dimbali ci service yu jëm ci wàllu immigration. tout à fait boo dee ndaw nga ñëw fii am visa touriste wala loo mënti doon. boo ñëwee ci école bi am ay problème immigration ñun en tant que élève dinañ la jàppale aussi parents d'élèves yi dinañ def yenn saa yi benn yoon ci mois bi ñu ubbil bunt yi ñëpp pour ñu ñëw def am na ñu ñuy liggéeyal ay avocats yu nekk legal aid ñoom dinañ leen conseiller wax leen lépp lu ngeen war a def ci wàllum kayit service yooyu yëpp dinañ ko offrir te daanaka doo fay dara. da ngeen di am aussi ci biir seen école bi neex na nag free lunch tamit da ca am. yeah we have free lunch. boo ñëwee maanaam yéen li école yëpp jafeel moom ngeen ñëw yombal daal. waaw public high school la department of education bu ngeen ñëwee élèves yi dinañ am free lunch dina leen jox Metrocard aussi daanaka lépp lu ñu soxla daal école bi dina la ci taxaw bu baax a baax. mu nekk lu am solo wàllu sport ba tey da ngeen ci yëngu ci xale yi nga xam ne nii non seulement dañuy jàng am na solo mais sport tamit lu am solo la. c'est vrai jàng moo jiitu sport mais sport tamit am na solo donc boo ñëwee ci dëkk bi bëgg football bëgg dem collège baax na nga jaar ci école bi nga xam système dëkk bi nu muy demee ñun am nañ équipe bu football am nañ équipe volleyball donc boo duggee ci équipe bi. incha allah dinañ la jàppale après pour nga mën a am collège bu baax daanaka am na ay boy yu bëri yoo xam ne ñëw nañ ci école bi football nañ gradué am seen diplôme high school dem nañ ci collège yi am nañ seen i bourse ñenn ñaa ngi football ñi footballul tamit ñu ngi continuer seen jàng. mu nekk lu am solo donc message baa ngi noonu defe naa di Manhattan Comprehensive 9-day high school programme bu am solo yéen ñi nga xam da ngeen am seen doom yi 17 ans ba 21 ans bëggoon ñu jàngi école mën ngeen leen yóbbu ci école boobu moo xam dañu jógee Sénégal moo xam seen anglais baax na wala seen anglais dëgërul mën ngeen leen yóbbu ci école boobu di Manhattan Comprehensive nekk ci 240 defe naa Second Avenue between 14e ak 15e street téléphone bi 212 la 353 20 10 212 353 20 10 yéen ñi nga xam ne nii da ngeen amoon seen doom yi bëggoon ñu jàng école mu nekkoon jafe-jafe defe naa jafe-jafe yi jeex na ak Manhattan Comprehensive. jeex na xale bu ñëw daal bëgg jàng ñëwal parce que ñun jàng moo ñu yëkkati te gis naa xale yu bëri boo ñu leen wanee yoon bi rek dinañ àgg fu sori quoi. te am na lu ma doon wax mooy internship yi ñuy joxe am na yoo xam ne Rockefeller lañ koy defee. Rockefeller Université dafa nekk école bu baax ba pare foofu boo fa génnee high school bokk ci stage bi boo amee mën nga am opportunité commencer fa liggéey bi mën na nekk full time sa base salary day nekk $40,000 année. loolu am na solo waaw. loolu defe naa mu nekk lu am solo collège ba pare te duñu mën a am loolu sax quoi donc yooyu yëpp dinañ lañ ci jàppale am nañ yeneen programme ay art dance daanaka daal école bi man neex na ma trop man mii foofu laa jàngee woon bi ma jàngee ba pare après ma dem collège BMCC ba ma jógee BMCC dem ci yeneen université yi quoi donc loolu yëpp mënuma ko woon def sans école bi quoi. mu nekk lu am solo ñu dal fii El Hadj Diop bi nekk ci bi école di Manhattan Comprehensive di wax ni ñoom lañ àndal ci weer bi yëpp ñoom ñoo sponsorisé officiellement émission Dóor waar donc yéen ñi nga xam ne yéenay suñu parents yi yor seen doom yi bëgg leen yóbbu pour ñu jàngi école daw leen ci école bi di Manhattan Comprehensive nekk ci 240 Second Avenue between 14 ak 15th Street wala boog ngeen woote ci 212 353 20 10 bu ngeen demee da ngeen di laajte rek El Hadj Diop wala ngeen laajte
tuddee coach mais ne woon nga ba tey am nga website boo xam ne nii nit mën na faa dugg inscrire fa tamit. waaw dangay dem ci www.mcndhs.com ngeen cliquer admission ci suuf am na fi ñuy def apply nga remplir sa information yi après dinañ ko jot wala man bu ngeen ma bëggee jot personnellement man ngeen woote 212 353 20 10 extension 180 extension 180 xam naa di ngeen kon ni ñuy def rek mooy 212 219 9695 bu fekkee ne am na ay laaj yoo xam ne nii bëgg ngeen ko laaj suñu gan gi ak ñi nga xam ne jotoon nañ fa dem inscrire naka lañ gisee école bi ñëw réagir ñi nga xam ne jot nañ fa dem ak ñi nga xam ne nii bëgg nañ am more information donc 212 219 9695 balaa boobu xam nga yow da nga mel ne fan sa Omar Pène nga donc ni may def rek mooy doxantoo Iridia ñu fàttaliku jamono di ko bëggali képp koo xam ne rek fan sa Omar Pène nga. ok. exactement 9h36 di rappeler que yéen a ngi seen émission Dóor waar rek ñu ànd ceeg waa Manhattan Comprehensive Night Day High School nga xam ni mooy sponsor officiel lu rajo Dóor waar pour un mois di remercier mbokk auditeurs yi di wax ne bu fekkee am na ngeen question yoo xam ne ni mën ngeen ko poser mën ngeen réagir ci 212 219 9695 ah ñu am mbégte dalal fii El Hadj Diop coach ah di la ziar bu wér encore keroog tamit ñi ngi doon waxtaanal encore si ña nekk Sénégal xam naa nag sawaroo ci ñi nga gën a sawar mooy 17 ans 21 ñi nga xam ne dañ nekk ci dëkk bi mais dañ bëri suñu mbokk yoo xam ne nii seen doom yi ñi ngi Sénégal te amoo gën possibilité indi leen fii ci dëkk bi donc il faut nga xuusandi xam naa ni bëggoo ci xuus sax mais dafa bëri ñu may interpeller ci côté boobu ñi nga xam ne nii am nañ seen doom Sénégal xëy na peut-être bëgg leen indi fii yan possibilité yi am na keroog pexe yoo doon joxe mais concrètement école bi yan pexe la ci gën a mën a def daal. tey rek am na ku ma woo di ma laaj question bi am na yoon yu bëri yu ngeen mën a jaar pour ñëw fii benn bi gën a yomb moom laa doon expliquer keroog mooy ngeen inscrire élève bi ngeen inscrire que école anglais lu tax école anglais parce que ñoom seen li ñuy laaj pour inscription bëriwul donc boo ko inscrire ci école anglais bi après ñoom dinañ ko yónnee nu mu tudd I-20 donc I-20 moo koy permettre mu am F1 léegi après école bi dina yónnee I-20 bi ambassade bi nekk Sénégal comme ça ngeen dem foofu mën a am ngeen mën a dem foofu am visa donc ñun école bi particulièrement duñu def dara lu jëm ci loolu ñi nekk ci dëkk bi la ñuy gën a jàppale waaye bu fekkee woo ngeen ma bu ngeen ma laajee naa leen wax incha allah nu ngeen di def ba indi seen doom yi fii beneen bi mooy ngeen inscrire leen collège bu fekkee am nañ bac ak seen attestation de réussite au baccalauréat
bu boobaa dañuy soxla def tëfal bi boo demee nu mu tudd am na fu ñuy jàngalee anglais Sénégal dama fàtti tur bi sax. soo demee foofu mën nga fa dem def fa tëfal bi après document yooyu yëpp ngay jël inscrire collège mais inscription collège dafa cher. moo tax ma ne mën nga jaar ci école anglais yi daanaka li ngay dépenser du mat sax $1000. xam nga mais sa compte bancaire Sénégal dafay soxla nga yore au moins $4000 donc loolooy tax nga mën a indi sa. 2 millions quoi. waaw. foog nga am at least 2 millions. waaw en plus nga am ay transaction wane ne sa doom bu ñëwee fii jàng moo ko fi indi. waaw loolu quoi yoon boobu moo gën a yomb. moo gën a gaaw quoi. waaw moo gën a gaaw école anglais yi. donc mu nekkoon El Hadj Diop di Manhattan Comprehensive 9-day High School ñu ànd ak ñoom tey ci émission bi pendant 1 mois di wax que rek bu fekkee da ngeen am seen doom yu am 17 ans ba 21 ans bëggoon dem école mun nga leen yóbbu foofu ci Manhattan Comprehensive 9-day High School mi ngi nekk ci 240 Second Avenue between 14e ak 15e street téléphone bi day nekk 212 353 20 10 li may def mooy la pub après ñu ñëwaat léegi. mbokki taalibe yi jafe-jafe yónnee bagage Sénégal wala jële bagage Sénégal jeex na tey ak waa kër Serigne Fallou. waa kër Serigne Fallou shipping dañuy def shipping bagage ci lu mënti doon moo xam bagage yu ndaw moo xam bagage yu mag moo xam oto moo xam photo yi moo xam lépp bagage boo xam ne da ngeen ko bëgg a jëlee Sénégal indi ko fii ci Amérique wala ngeen jëlee ko ci Amérique yóbbu ko fële ci Sénégal. asal du ko jàmbaabal ba sax du ko saf lii bu ngeen bëggee yóbbu seen i bagage wala ngeen indi seen i bagage te du am benn jafe-jafe gaaw rapide du am dara loo xam ne def ci réer jokkoo leen ak waa kër Serigne Fallou shipping. li war na yàlla waykat yi lay leebu. waa kër Serigne Fallou ñi ngi nekk ci 5 South Fulton 5 South Fulton CMT Verton fële ci New York wala boog Dakar bu fekkee da ngeen bëgg a jëli foofu seen bagage ngeen daw ci Pikine cité Sotiba en face autoroute bi près de Touba Base bu ngeen demee foofu di ngeen mën a jël seen bagage képp koo xam ne rek da nga bëgg a jëli sa bagage wala nga bëgg a indi sa bagage jokkoo leen ak waa kër Serigne Fallou ku ci mel ne Ibrahima nekk ci 917 584 84 90 917 584 8490 wala ngeen jokkoog Samba ci 347 839 8648 ba tey mun ngeen a jokkoog ñii nga xam ne nii ñoom laay bëgg a wax te nekk fële ci Sénégal ku ci mel ne Mamadou Lamine ngeen mën a jokkoog moom ci 77 574 65 19 77 574 65 19 77 574 65 19 wala ngeen jokkoog ba tey Youssou ci 77 543 77 16 77 543 7716 77 543 77 16 yéen ñi nga xam ne nii da ngeen a bëgg a yóbbu seen bagage wala ngeen jëli seen bagage taw leen ci waa kër Serigne Fallou shipping seen adresse mi ngi nekk 5 South Fulton Avenue MT Verton New York wala boog bu ngeen demee ci fële ci Sénégal ca Pikine cité Sotiba en face autoroute ba daw leen gaaw ca waa kër Serigne Fallou dégg naa ñu naan képp ku ne am nga Serigne waaye képp ku jaaxle rek Serigne Fallou ngay woo. ey sama mbokk jigéen ñi xam naa ni jot amatul waaye bëgg ngeen toppatoo seen jëkkër yi le restaurant Guy Gi vous propose ses services. Situé sur la 120 West 116th Street between Lenox 7th Avenue restaurant Baobab tax na namatuma ceeb yéen ñi bëgg ceebu jën yéen ñi bëgg ceebu yàpp yéen ñi bëgg cu maafe wala damadaa mboroxe suppu kànje ak yeneen restaurant Baobab dañ leen koy tegal bis bu nekk di leen ko proposé restaurant Baobab guddi gi dañ leen di may dibi yu neex di leen may pintade poisson wala poulet braisé brochette ya nag
ana supp si nag yéen ñi namm jus bisaab buy jinjeer daw leen gaaw yegg ci restaurant Baobab ñi ngi nekk ci 120 West 116th Street between Lenox and 7th Avenue téléphone bi di 212-864-4700 restaurant Baobab aussi ay délivré yu gaaw lay doon ci waxtu muy taw muy nees Baobab daal yéen a ko yor. Wireless Activation di store bu nekk ci 126 West 116 bi yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a fay seen bill téléphone lu ci mel ne Simple Mobile lu ci mel ne H20 lu ci mel ne T-Mobile Ultra wala yeneen ak yeneen daw leen jokkoo ak Wireless Activation. da nga bëgg a activer sa téléphone wala boog nga fixe sa téléphone da ngeen bëgg ay phone carte yu leer wala ngeen bëgg fax wala ngeen bëgg copy wala scan wala translate. Wireless Activation di store bu nekk ci 126 West 116 bi yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a fay seen bill téléphone lu ci mel ne Simple Mobile lu ci mel ne H20 lu ci mel ne T-Mobile Ultra wala yeneen ak yeneen daw leen jokkoo ak Wireless Activation. da nga bëgg a activer sa téléphone wala boog nga fixe sa téléphone da ngeen bëgg ay phone carte yu leer wala ngeen bëgg fax wala ngeen bëgg copy wala scan wala translate wala boog phone access wala passport photo daw leen ci Wireless Activation ak Youssou Diop. Wireless Activation ñi ngi nekk ci 126 West 116 numéro téléphone bi day daal di nekk 917 337 3724 917 33 73 74. kon mi ngoog store baa ngoog di Wireless Activation yéen ñi bëgg a fay seen bill yéen ñi bëgg calling card lu ci mel ne Vectraphone calling room dollar pinless tin Nobel Post Revolution daw leen ca Wireless Activation ci 126 West 116th Street bu ngeen demee di ngeen fa fekk Youssou Diop general manager ba ci 917 37 24 daw leen gaaw ca Wireless Activation. merci di leen remercier ñi nga xam ne ni dañuy topp émission Dóor waar suñu sponsor yi nga xam ne dañuy jàpp te bàyyiwuñu ñu ci mel ne Wireless Activation ñu ci mel ne Fallou Shipping di ko jaar bu baax a baax di jaar suñu mbokk yi ni suivre ci Facebook live bi ku ci mel ne Djili Niang depuis Espagne maa ngi lay béggee Mortal Samb jaar naa la Ismaïla maa ngi lay béggee képp koo xam ne rek yaa ngi taxaw sa émission Dóor waar rek defe naa mi ngi noonu. ñu ànd ak suñu mbokk di El Hadj Diop bu Manhattan Comprehensive Ninth Date High School di jégalu defe naa di école boo xam ne nii programme bu am solo jëmale ko ci xale yi 17 ans 21 ans képp koo xam ne rek da nga yor sa doom mu nekk si dëkk bi moo xam dégg na anglais wala déggul mun na dem ci programme bu am solo boobu nga xam ne nii am na ci Manhattan Comprehensive Ninth Date High School école bi nekk defe naa 240 Second Avenue between 14 ak 15th Street téléphone bi 212 la 353 20 10 212 353 20 10 ñu am ci studio bi El Hadj defe naa boo amee appel boo xam ne yaa ngi koy lancer encore communauté sénégalaise bi lan lay doon. day di leen fàttali rek ne jàng lu am solo la quoi donc bu ngeen fi indee seen doom yi jox leen chance ñu jàng quoi moo gën. ñuy def ci yenn liggéey bi rek topp xaalis bi donc xaalis bi ngay am instant yi nii bu fekkee jàng nga di nga mën a am lu ko ëpp léegi investissement la quoi si sa jàng. ñu jël premier mbokku auditeur ne ko allo. kooku rëcc na defe naa li ñuy def mooy xaarandiwaat beneen mbokku auditeur si ligne bi di rappeler que mbokku auditeurs yi tey ñi ngi ànd ak waa Manhattan Comprehensive Ninth Day High School nekk école boo xam ne day dimbali ndaw yi 17 ans ba 21 ans bëggoon dugg école high school képp koo xam ne rek da nga am sa doom moo xam ku góor wala ku jigéen mun nga ko dugal si école boobu su ngeen demee fee ci Manhattan Comprehensive ci 240 Second Avenue between 14 ak 15th Street téléphone bi 212 la 353 20 10 bu fekkee ne dafa am any question boo xam da ngeen ko bëgg a posé da ngeen di def 212 219 9695 mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fooy wootee. waaleykum salaam booy ndaw Malum Mboup. Mboup bismillah ñu ngi lay déglu. waaw dama bëggoon rek numéro téléphone ñu mbokk moomu. waaw El Hadj. waaw it's 212 353. ok 212. 353.
2010. 10. extension 180. extension bi da ngay def 180. ok 180. waaw. 180. jërëjëf Boy Ndaw merci beaucoup. merci beaucoup 212 219 bu fekkee ne da ngeen bëggoon am plus d'information ci liggéey bi nga xam ne nii ñu ngi ci ànd ak El Hadj Diop ak Manhattan Comprehensive 9-day high school defe naa 10 minutes ma dese El Hadj bu fekkee ne am na message fort mais tey nag da ngay des ak man ci sunu thème bi parce que concerné la mais bu fekkee ne am nga message fort bu bëgg a lancer parents yi nga xam ne nii ñoo am seen doom yi war a jàngi si école bi message bi lan lay doon. message bi mooy nañu jàngi daal moo am solo ci dëkk bi parce que boo jàngul rek di nga sonn te surtout dëkk bi kenn xamul fu mu jëm lépp dafay gën a avancé am fi kayit day gën a jafe donc seen doom yi fi nekk amuñu kayit yéen a ngi dégg problème mu Dakar yéen a ngi dégg yeneen problème mu suñu waa ji ndeysaan damay bañ wax tur bi waaye yónnee leen seen ndaw yi ñu ñëw jàng bu ñu ñëwee ci école bi ñun dinañ leen jàngal anglais ESL math calculus art sport am nañ ay paid internship mën nañ liggéey yàlla ci école bi dinañ leen jàppale ci tutoring dinañ leen jàppale ci computer programming am nañ Cooper Union am nañ football am nañ volleyball lu gën a yomb mooy nga dem ci website bi def www.mcndhs.com admission and then apply wala ngeen ooma ci 212 353 2010 extension 180. mu nekk lu am solo donc message baa ngi noonu ni ñu koy defee defe naa ba weer bi jeex dañ ci ànd ak école bi di Manhattan Comprehensive defe naa di leen remercier bu baax ci confiance bi nga xam ne nii am ngeen ko ci rajo Dóor waar li ñuy def mooy tout de suite jingle ensuite cri du cœur de la semaine. dellu di leen di leen bégee ni ñuy tàmm di ko defee di remercier waat encore waa Manhattan Comprehensive 9-day high school ànd ceeg El Hadj tey dama lay téye tey ñooy defandoo émission bi rubrique bi moom la ñuy tuddee suñu cri du cœur de la semaine tey suñu cri du cœur de la semaine dañ koy tënk boole ko en même temps ak suñu thème jour suñu thème bi tey jëm ci wàllu divorce wàllum sëy bu tas ci diaspora bi waaw excuse la nag quoi excuse la xew-xew yi nga xam ne nii am na fi jamono yi ñu wees jëm ci nit ku siiw takk soxna bi mu takk nekkoon nag ku mu doon sëyal ci dëkk bi yàlla def moo am dog-dog immigration teg ko loxo lu mat 9 mois delloo ko ci Sénégal bi xew-xew boobu amee mu dem Sénégal am xew-xew yi ca am daal ba sëy dox tas sax moo njëkk a am ci diggante bi après tas boobu sëy dox ci digganteeg ndaw sa ak beneen waay ci kanam tuuti dina am élément boo xam ne ni préparé nañ ko pour dégtal ko communauté sénégalaise bi ñaare nag émission yu mel ni boo dee xool ci kii yi ñu defar élément bi ñu defar dañ ci dindi fépp foo xam ne rek dañ fay tudd tur ndax rajo la te ñi nga xam ne nii booy wax di tudd turu nit ñaare mun na am mbokk mun na am doom mun na am ay nawle yoo xam ne dañuy déglu donc
débat bi tey dañ ko bëgg a installer waxtaan ci pour que nit ci mën ci jàng ci diggante yi parce que ñu ngi tuddee thème bi conséquences lañ bëgg a xam les causes d'abord causes yi waral divorce war a mun am ci sëy yi fii ak conséquences yi nga xam ne nii dana ko jur ci sëy yi nga xam ne nii mooy am defe naa El Hadj du ñàkk ni am nga loo bëgg sànni ci lool. laaj na woon sujet boo xam ne dafa nekk sujet bu délicat ndax néegum sëy dafa xat donc bu muñalante amul rek dina metti trop beneen bi mooy confiance nekk ak nit dafa soxla confiance bu bëri maanaam nga wóolu sa soxna wóolu la ngeen nekk ay xarit ay mag ak rakk ba lépp lu mënti am ngeen koy waxtaanee di ci juboo waaye dama seetlu man sama gis-gisu bopp laa gis ko fii sëy fi daf fi metti ndax da ngay gis ku jigéen ki ak ku góor ki ñoom ñaar ñëpp bëgg nañ dem uti xaalis dem liggéey am dara pour ëllëg léegi bu fekkee amuñu common ground foo xam ne ñoom ñaar ñëpp ñoo ci bokk point de vue réeroo dafay am ndax bu boobaa man gis naa ko ñu ne ndaw si ne dafa bëgg dem liggéey pour defaral waa këram ku góor ki moom it dafa bëgg liggéey pour defaral waa këram donc bu boobaa rek juwoo day am man sama gis-gisu bokk mooy je pense que la meilleure des choses mooy ngeen am benn common ground boo xam ne da ngeen di def ndax seen sëy ndax seeni doom ndax seen njaboot léegi leneen li ci topp bu loo ci mën def rek nga def ko man noonu laa gisee sëy quoi so the family come first maanaam ku góor ki ak ku jigéen ki ak seeni doom lépp lu ngeen di def loolu moo leen tax a jóg le reste mooy ñeneen ñi bu ngeen mënee ngeen jàppale leen quoi mais rien n'est pas possible sans la confiance. mu nekk lu am solo defe naa tey di coach fas yéene ànd ak ñun ci sunu thème bi sunu thème du jour mu nekk sujet boo xam ne sujet bu sensible la mais dañ ko bëgg a waxtaanee muy divorce dans les couples dans la diaspora ñu bëggoon jàngat causes yi li koy def jàngat aussi tamit conséquences yi nga xam ne nii mën na ko jur ñu jël excuse problème boo xam ni am na fii di nit boo xam ne ni nit bu siiw la jël soxna fii ci dëkk bi yàlla def ni soxna boobu daan na sëy ak benn nit boo xam ne nii comme ni ñu ko waxee rek immigration daf ko teg loxo donc mu def ay audio dugal ko ci Facebook bi def ko ci internet bi di wane ni genre xëy na peut-être trahison wala nax boo xam ne nii nax nañ ko ex soxnaam ak genre dil boo xam ne dafa amoon ci digganteem ak soxnaam loo xam ne nii ay ñaan war a dox ci digganteem pour mu mën a dellu si ci dëkk bi mais yàlla dogal pour que ñaan yooyu mën a jàppandi il faut sëy ba tas donc ba sëy ba tase ci wàllu kii d'après li waay ji wax waaye ndaw si jaare fa nag moom daal koy def sëy dëgg tas dëggantaan daal di sëy ak keneen muy poser problème mu sëy ci diaspora bi maanaam wàllu moodu yi tey mun jàngat bi mun na nekk point yu bëri tey ji mun na nekk distance ci diggante jëkkër ak jabar parce que bëri nañu nekk ci àll bi di moodu bàyyi seen soxna yi pendant des années loolu aussi tamit nekk situation boo xam ne nii situation bu metti la xëy na du seen bëgg-bëgg du li leen gënal mais ay nit a ngi yor ay soxna pendant des années te mënuñu fexe dem te soxna yi ña nga toog ci ñenn ñi ña nga toog di xaar mais ñenn ñi ña nga xëy na peut-être def naka sudul noonu xëy na njaalo mën na leen cee fekk wala kenn parce que tamit dafa nekk loo xam ne nii dafa doy waar beneen jàngat du gàtt ci muy wàllu trahison est-ce que ñaari nit bu fekkee ne mbëggeel am na dëgg trahison mun na am defe naa trahison bu amee ci couple ça veut dire que ni ci beginning bi xëy na ci ñaar ñi doon dencante am na ci koo xam ne nii bëggul woon ba trahison di mën a am parce que defe naa bu fekkee ne mbëggeel dëgg am na dina jafe des fois trahison am parce que tamit defe naa ki nga bëgg te yàlla tax dina jafe trop pour nga trahir ko beneen bi mi ngi nekk wàllu maraboutage xam nga tamit suñu dëkk bi dafa doy waar te jigéen xelam dafa gàtt te am na gaa yoo xam ni tamit dañuy gétero
dañuy geteru ba ñaare suñu waxee ak jigéen bi nangu lépp lu ñu wax dañ koy def loolu aussi tamit day faral di am na ñoo xam ne nii dinañ yor ay xeetu gàllaaj yoo xam ne nii ñaare lépp loo xam ne nii rek wax nañ la ko da ngay daal di nangu da ngay nangu ba pare après doo réaliser wala ñu jox la ay xeetu sangat yoo xam ne nii boo ko sangatee après fa ngay jaare tàkkalikook sa xel ak sa xalaat ak yépp beneen jàngat bi aussi tamit mooy wàllu mbëggeel xam nga bëri na ay jigéen yu nekk di ci sëy te bëgguñu xam nga dugg ci sëy xam nga dañuy wax naan néegu sëy dafa xat dugg ci sëy te bëggoo mais nekk ca sëy ba xam nga ñaari góor des fois dina góor maam jigéen pour mu nëbb li nekk ci moom moo gën a yomb que góor bu bëggul day flagrant mais jigéen moom mun sëy ak nit ay ati at am doom te xëy na peut-être sax mbëggeel bu tax ñuy wax nekku fa beneen point bu mujj bi mooy des fois nag jigéen di sëy ak góor te bànneex bi war dëgg mu war a am ci góor amu ko. beneen côté bi maanaam ci rafetal bànneexu kaw lal ba. am na góor ñoo xam ne des fois aussi tamit dañuy am jafe-jafe satisfaire seen soxna ba soxna yi aussi tamit dañuy obligé dem di xooli feneen wala di yërndu beneen kii ba mu jaral leen tas sëy daal mu nekk ay jàngat yoo xam ne daal defe naa élage jàngat yu bëri yoo xam ne nii mën nañ ko ci wax. dëgg la bi nga mujjee wax ci bànneexu kawlal lépp lu ñuy def rek ñun daanaka ñu ci bëri ñun ay jullit lañ bu ñu delloo ci alxuraan rek foog naa ne waruñu def mistake boobu bànneexu kawlal ndax sëy biñ koy wàccee defar njaboot moo tax donc bu fekkee muy ku góor ki ku jigéen boo amul bànneex si ki nga nekkal fàttalikul lan moo la dugal ci yoonu sëy am si njaboot foog naa moo ñu ciy gën a dugal ak suñu diine. donc da ngay def élage mooy teg foofu sa baaraam ñu jéggi waxtu bi daal di ñëwaat. très bien. exactement 10h02 di rappeler que yéen a ngi seen émission Dóor waar rek tey ñu fas yéene wax wàllum divorce nekk loo xam ne nii day faral di am mais nekk lu nu gënal hélas defe naa bi ñuy jégg waxtu bi am na foo nekkoon di développé. ñu ngi doon wax ci wàllum bànneex ci kawlal léegi ma doon wax ne bépp loolu bu amee rek dañu war a delluwaat ci li tax ñu dugg ci sëy mooy seet suñu diine moo ko tax ak defar njaboot donc. boo demee ba bëgganteeg nit ki ba ngeen seq yenn yi ba am ay doom foog naa bànneexu kawlal jar na teg à côté te focus ci li la war te xoolaat ci suñu islam maanaam sëy ngir yàlla sëy ngir sa jëkkër sëy ngir sa jaboot sëy pour am famille boo xam ne yàlla dina ko li ñuy wax sax bless foog naa daal man loolu moo gën a yitteel ci sëy bi. mu nekk lu am solo pour cas bi nga xam ne nii defe naa moom lañ fas yéene waxtaane tey dañ ko jël rek dañ ko jël excuse mais on parle en général vraiment duñ personnaliser trop débat bi ay questions yoo xam ne ni dañ koy posé wu benn bi jëm ci est-ce que naïveté ci wàllu ku góor ki la est-ce que trahison la wala infidélité ci wàllu ku jigéen ki wala bokk ñàkk mbëggeel la wala bokk ñàkk a toppatoo sa jabar la wala distance bi wala mbiru sëriñ la donc mu nekk tant de questions yoo xam ne nii defe naa nit ñi ñu ngi ci posé wu ay questions mais balaa may jël mbokk auditeurs yi li may def mooy jàllale benn élément comme ça nit ñi gën a imprégné wu ci sujet bi ñuy waxtaane tey ensuite ñu jël quelques mbokku auditeurs. New York City fa laa nekkoon. am naa ko ñaar fukki at ak juróom-ñaar ba ma fa nekkee ba 2001 ci laa jël sama soxna andi ko fi soxna si nag ba ma ko bii jëlee sama doomu nijaay la man maa ko takk 1993 booba boo ko nee sax dama lay yóbbante xaalis soxlawu ma dara la lay wax ma saxalal ko depuis booba fukki junni weer wu dee danaa ko yóbbante fii ci Sénégal ba 2002 laa ko wutal visa andi ko États-Unis ma dikk ma dëkkal ko ci yar sama kër dëkkal ko fa
mu ne fa ba yàlla dogal moo ko bëgg a commencé liggéey ma boole ko ak benn jigéen boo xam ne jigéen bi sax xëy na xaw ma ko bu baax waaye jëkkëram laa xam muy sama xarit ma xam ko depuis yàgg na te amoon naa yaakaar ci jigéen ji itam ne sama jabar du am foofu benn jafe-jafe moo tax ma bàyyi ko muy liggéey ak moom waaye mosuma nangu mu dem ànd ak benn jigéen diirab li mu fa nekk na fa ba ñu am fa 2 doom yu jigéen ki ci mag am na fukki at ak juróom benn kenn ki am fukki at ak ñeent keneen ki am juróom-ñaari at mosuma xam ci sama jabar benn problème mosuñoo xuloo mosuñoo xeex mosuñu sax a werante yàlla dogal immigration ñëw fa jàpp ma ci sama biir kër ci kees gu ma amoon dama tëdd ba 6 heures de matin AIS dikk fëgg sama kër dikk fekk ma fa man ak sama jabar ak sama doom daal di may jël yóbbu ma jeel ma nekk fa juróom-ñeenti weer marché bi dee ba ci avril bi commencé rek benn bis la ma ndaw si daal di woo daal ne ma dafa gisanteeg benn waay boo xamante ne benn jigéen boo xam ne dafa nekk jëkkëram moom itam jëkkër ji dafa amoon problème comme man li ma am comme problème bi ma am léegi nag am na nit koo xamante ne moo ko dimbale ba indiwaat na jëkkër ji ba jëkkër jaa ngi nii toog moom jabar ji waaw moom nag lañ ma booleel ma bëgg a dil ak moom pour nu ma def ba nga mën a dellu si ma ne ko d'accord léegi bu fekkente ne yow li may bañ rek koo xamante ne day lekk sa xaalis comme yow yaa fi nekk ak xale yi ngay joxe sa xaalis ba du ngeen am lu ngeen dundee waaye bu fekkee laaju la benn dërëm mu ne ma koy waa ji nee na moom passeport beeg visa yëpp moo koy wut woowaat daal di ne ma sama soxna même daal di ne ma wax na ma paa bi ma la doon wax waaye laaj na ma nee na ma ndax def ngeen li ma leen waxan ma ne ko lan nga waxan bu yow tàggu nga ma nee naa la bu dee doy na la yow mën nga cee dugg amul benn problème ndax man daaw si wax dëgg yàlla ni ma wóoloo sama bopp laa ko wóoloo woon yaakaaru mu woon ne adduna dana soppiku ba jëf ji mu def ko ndegam sax moo ko tey dama gëmul sax ne moo ko tey waaw ma ne ko loolu la paa bi wax mu ne ma def ne li muy liggéey mënu koo liggéey ci ku yor ak ab sëy il faut ñu dindi sunu sëy bi ba mu def li may def ba pare coow li dana bëri waaye luñ leen wax na ngeen wax rek ne noonu la mën a na deme ba ma def li may def ba pare moo ko defee ba pare nag ngeen takkaat seenub sëy waaw ma daal di ne ko d'accord naa ci loolu léegi kon nañ ko siiwtaan wax loolu comme loolu la wax waaw ma daal di woo sama benn nijaay bu ma nekkoon fii ci kër ma ne ko coow li bëri na te man sonn naa ci affaire bi léegi bu fekkente ne ki ngay waxal dilal mën naa def li muy def na ko def bu fekkee mënu koo def yow bàyyi ko ndax man sonn naa ci trop te dama dégg sax fan yi dina dañ lay bëgg a may jëkkër mu daan ne ma bëgguñu maa may jëkkër dañ maa may jëkkër ba pare ma ne ko bu $1000 laa ko jëndal ko télévision 59 inches taabal à manger dara manqué wut ca kër ga loola nag la gis xam naa ne comme moom amutoon am dalokaay mu ne xaaral ma profité ci ndaw si waaw léegi sàkk ci pexe daal di koy takk ak lu bëti wut waaw loolu moom ku taal ma waat ne du moom du xelum boppam la ko defee waaw loolu daal laa amal lu ma la doon doy nga ma te ndaw laa ne ci dëkk bi amatuma jëkkër wàcc na ma mënumaa toog nii kenn di ma yeb su ma sañoon am ko mel ni yow ba yàlla def man ma toog 3 weer yu mat ak ay fan juróom-ñeenti fan ma gis taalibe Sëriñ Tuubaa ku baax ku ma bëgg man maa yor di nit ku baax li ñuy wut ci nit ku baax lépp nekk ci moom muy as gor di géer bu set wecc ñëw mi ngi noonu defe naa ñoo ko déggandoo di wax que mbokku auditeurs yi boo gisee élément bi ñu monté ko génnee ci lépp loo xam ni day tur ndax rajo la te ñi koy déglu dafa bëri te jubluwuñu ci xas nit jubluwuñu ci accusé nit jubluwuñu ci pour yàq doomu aadama li ñu ci jublu mooy waxtaan El Hadj bokk ko bañ ko personnaliser mais waxtaan ci cas bi nga xam ne ni cas bu doy waar la defe naa li nga dégg ci élément bi noo ko jàngate waaw lu metti la nag ci waa ji ndax def na lépp li ko war ci sëy ba immigration teg ko loxo waaye leeruma nag ndax jabar yi dafa am luñ ko def wala dafa am lu xew ci moom waaye li mu def moom rafetul dara. doy na waar ah. waaw doy na waar trop vraiment war na wàññi
donc moo tax ma ne. est-ce que wor la est-ce que waa ji moo ñàkk jabaram ba pare bëgg a yàq deram est-ce que ndaw si moo réagir te tayu ko affaire sëriñ toog yooyu doy na waar waaw ndax boo xoolee xam nga situation mu nekk il faut nga xool di ci am ndax waa ji fi mu commencé mooy yàgg nag ndaw si ba muy nekk Sénégal mu def. te dafa am confiance ci moom. voilà am confiance def tout ba indi ko fii ba ñu am njaboot donc man je crois pas que waa ji dina créer. lu mel noonu waaw ba ci ñi muy daaneel ba léegi mi ngi am malgré kii bi mi ngi am confiance. ci waa ji waaw da ngay ci ndaw si. situation moo nekk il faut nga analyser li ci am quoi parce que man sama gis sama wàllu bopp waa ji li muy wax lu ko tiis la lu metti la ci moom te ndaw si ni mu defee yàlla mu yàlla baal man de li ma jot a dégg ndaw si li mu def loolu moom rafetul dara man noonu laa ko gisee. doy na waar waaw. te fii la amee New York City waaw da ngay gis cas yu bëri ci dëkk bi am na ñeneen ñoo xam ne tamit indi nañ fi seen jabar bi ñu demee ba am seen i këyit seen jabar dem bàyyi leen fa. ndax këyit leen si dugaloon. am nañ këyit léegi waaw da ngay gis cas yu bëri du jigéen ñi rek am na góor yoo xam ne tamit ñu ngi koy def donc war nañ xoolaat jëfin yi. donc 212 219 9695 ñu waxtaane ko ak xel te bañ ko waxtaane ak xol. dëgg la. mbokk mi salaamaaleykum 212 219 9695 noo tudd ak fay woote. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah. Dóor waar ban la Sëriñ Bamba Samb. sëñ Bamba ñu ngi lay dalal ci émission bi. laay woote maa ngi leen di nuyu di leen ziare di leen balu ak di leen baal ak. bismillah. bëgg ñëw ci thème boobu ngeen indi. man li ma ciy wax rek mooy sëy sutura la. jigéen boo ko takkee danga koy suturaal. te it boo juumee ba daf li ngay def ba pare ba sa jabar war nga am ngor gu toll ji xam ne sa jabar jigéen la te jigéen la jur nga xam ne danga am ay doom te doom yi say nawle lanu kon mais sëñ Bamba waa ji moom nee na wàccul quoi pour ci élément bi nga xam ne nii moom lañ dégg nee na wàccul. waaw mais man déglu naa kasetu waa ji. waa ji moo ne woo naa sama nijaay bi ci kër gi. waaw. ne ko wàcc naa sama jabar. waaw parce que moom nee na dafa am dil bu mu def ak soxnaam. waaw mais dil boobu yàlla rek a xam. yow wóoru la man wóoru ma wóoru keneen mën naa am waa ji wax na dëgg mën naa am waa ji waxul dëgg. waaye boo demee ba ne wàcc naa sama jabar. na la war nga am ngor gu toll ni xam ne amatoo fa jabar. kon ak keneen ku ko mun takk ak nu mu ko takk ak nu mu ko munti takkee. te nga am ak moom ay doom say doom di sa nawle. war ngaa muñ ngir sa doom yooyee ba nga bar koo bàyyi. merci beaucoup. man loolu laa gis. jërëjëf. 212 219 9695. asalaamaaleykum. maaleykum salaam noo tudd ak fooy wootee. man maa ngi tudd Momar Sow maa ngi wootee New York. bismillah. waaw man kii ni ma ko gisee suma xalaat. ndaw si vraiment def na lu ñaaw daal. man sama xalaat nag parce que nit ki moom booy wax sa xalaat ngay wax. parce que su fekkee ne comme problème yooyu yëpp dal na ko te ñoom dem nañ ba am ay takk leer yu toll noonu. àddina war a koo ne jëral dara mais nag bu mu blâmee waa ji daal. parce que boo blâmee waa ji wër wax turam wax am yu bari yoo ci wax mais dafa jaxase sa famille wala yooyu yëpp yaa ngi koy tooñ quoi parce que moom mën na am sax xam ne cas yi nekk ci biir yooyu yëpp xamu ci dara xam nga mais nag bu fekkee ne yow ñàkk nga da ngay jéem a muñ rek jéem a seetiwaat leneen mais you know. merci. yàlla xam daal. merci. waaw jërëjëf. 212 219 9695 mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fooy wootee. waaleykum asalaam wa rahmatulah maa ngi wootee fii ci commune New York damay woo lépp tur bi. non jaal teg ñu wax tur bi rek. waaw maa ngi tudd Mor Ndiaye kon may wax. fooy wootee Mor Ndiaye. maa ngi wootee ci commune New York. bismillah ñu ngi lay déglu Mor. waaw man de dama bëgg a wax ci seen bu njëkk bi ndax damay bañ nit lamboo boobu ne jigéen dafay nekk jëkkëram du ko mas a yëg du mas a féel. ma bëgg képp ku yëg loolu am lu mu bàyyi xel. ndax bànneex fii ak asamaan ak suuf kenn mënu ko di bànneex ba deel. bànneexu démb romb na du ñëwaat. te dafa am koy xañ bànneex.
mooy doom ni mu bëggee baayam nga dàkki bànneex ngir am bànneex nga xañ doom baayam nekk na loo xam ne li bànneex bi doom di fiil nga yàlla jox la doom nga di ko xool di ci bànneexu bànneex boobu moo ëpp bànneexu lal waaw bànneexu doom bi nga xam ne yow doom ji mu wóor ne yow sa dara la yaa ko jur yow ndey bu sukkee jur doom bànneexam la kon loolu bànneex boobu yaakaar naa kenn war ko weccee nga dem ba am fukki at ak nangam di ko jëkk di dabawaat bànneex boobu ngir bañ nga bëgg nga xañ kenn bànneexam kooku am naa ci benn marque boo xam ne nit ñi bàyyi ko xel xam ne bànneex moom du maanaam asamaan suuf mënoo ko feesal ci bànneex. mais sëñ bi xam nga sëy ñaar a koy def est-ce que nit ki aussi tamit bu demee ba denc soxna dem ba soxna soosu amatul envie moo xam raison bu mu mënti doon maanaam boobu exemple la ci exemple yi ñu joxe mais mun na nekk yeneen exemple est-ce que jaadu na nit nit boo xam ne xëy na nit kooku amatul mbëggeel wala amatul cofeel wala. waaw loolu dëgg la sax waaye ci bii de amu ci. bii amu bii ki ko seq may ma wax la ki ko seq foogu ko xam nga sax. ki ko seq foog ko ndax man diglu naa ko ci benn panel. maanaam wax ju rafet gi ma wax ci moom nit ne ko man de am naa ñaari jabar. naa ma ko kenn dëkk ci si man waaye saa su ma xëyee xuloo ñoom yow nga ne dëkk ngaa jigéen musoo xuloo moom musoo wax moom dara musuloo am benn problème day yow day sa jabar baax ma dégg nga kon xam nga kon kooku bu ñu ma jël ci point yàq der bi xam nga kon kooku yàqu der dëgg la man mii di wax ak yow ci panel booba laa ko fekk na ko wax yow boobu xalaat buñ la ko waxee lan moo tax nga du nga xalaat bu mën a kii aw ma ndey amatuma kenn ku may moom mais ci tënk ci gàttal situation bi nan nga ko jàngate situation bi daal ni ma ko jàngate wax dëgg yàlla maanaam xam nga du ma ko tuddee trahison ndax tey na ko kon lan nga ko mën a tuddee quoi su ko teyee trahison la waaw bu fekkee moo ko tey trahison la man nag li nga xam ne moom laa si ñaawlu mooy lan waaw jeneen waa ji góor ji léem na xam ne benn saay baatam boobu moom la sama xol mëntu muñ benn saay waaye man yaakaar naa ne saay mooy ku xaritoo jabari jàmbur ñetti at ci jëkkëram xamul la kooku laa jàpp ne moo di saay. jërëjëf. waaw. 212 219 9695 mbokk mi salaamaaleykum. noo tudd ak fooy wootee. oui mbokk mi noo tudd ak fooy wootee. waaw maa ngi wootee New York. noo tudd. maa ngi tudd damay leb tur bi nag. baaxee ñu tur bi rek sëñ bi. non man la Mor Niang sa grand Mor Niang. Mor Niang ñu ngi lay ziar yaa baax yaay. bismillah grand Mor. waaw non dafa am da nga am wax bu am importance boo ci wax parce que da nga ni góor bu fekkee ni bëggul balaa yàgg rek mu kalaatee su ko defee ñëpp dinañ ko xam jigéen mën na la bañ mën na la bañ a bëgg mais ngor wala mbokk wala kersa jàpp ko mu toog fa sëy fa lu war a mat ay at yu yàgg ba am ak yow ay doom sax bon te fekk ni am na lu tax mu toog fa ngorom mën na koo may mu nëbb ko mais te doo ko xam man dama déglu élément bi mais dama yaakaar ni loolu nga wax mën na cee feeñ kenn du xam nag lan lay doon lan la lay bañee bon comme ni koy séparé naa bànneexu kaw lal ba wala leneen yu bari yu mu la mën a bañee yoo xam ne man nga la ko bañ a bëgg ba pare. te yàlla def mu def ak suturaam. parce que tamit grand bu fekkee yi ñuy wax yëpp moo xam ngor gi moo xam baax gi moo xam tabe gi yooyu yëpp am na solo mais tamit bànneex. waaw non dama wax ni bànneex dama d'accord ak yow foofu dama ne la cause yii indi loolu te du tee jigéen di sëy. parce que sunu maam yi ba léegi da nga daan gis sa papa xëy rek jël la jox la quelqu'un. yow ngor googu dina la fa bàyyi ak kilifteef gi mais xol bi nag yow yaa ko moom. mais doo ko ñemee manifesté wu. mais grand est-ce que bu fekkee ne ànd dem na comme ni ñuy wax sëy dagan na fa sëy dagan na est-ce que ñaari nit xam nga li ñuy wax rek li nongoloo di wax lalu mbëggeel dafa xat est-ce que nit bu demee ba defe naa diggante bi nga sentir kenn ci moo xam jigéen bi bëggatul dafa mel ne góor ñoo xam dañ am problème pour wàcc jigéen. waaw ok non foofu beneen level la maanaam boo demee ba xam ne sa jabar bëggatu la pour nga bañ ko wàcc wala nga di ko wàcc kooku beneen level la mais li gën a metti mooy nga ànd ak nit ki yow doo ci xam dara. mi ngi topp sa ndigal parce que kilifaa la ko jox. dëgg la mi ngi def sa yëpp parce que kilifaa ko jox.
mais fekk na xol bi ci biir am na keneen ku mu bëgg wala boog yow moom. ma laaj bu ndaw est-ce que jigéen bu xol ba nekkatul sëy ba dina mën a nekk. effectivement parce que wax nga ko au départ wax naa la ko nee naa la ci boo xawma léegi mais bu njëkk da nga daan toog rek benn bés ñu xëy indi sa doomu nijaay wala sa doomu bàjjen wala quelqu'un sa sëriñ jox la kenn ndaw si. merci am na ku mu bëggoon ci xol bi. mais kilifa ko fa bàyyi. jërëjëf merci grand. jërëjëf. 212 219 9695 mbokk mi salaamaaleykum. salaamualeykum ku baax. ñu ngi jaar soxna si noo tudd ak fooy woote. man de damaa bëgg lépp tur bi rek. bismillah loolu nag jigéen ñi rek lañ koy may. waaw kon nag baax na. bismillah ñu ngi lay déglu. waaw man de jigéen laa daa am loo xamante dama ko naqarlu ci wax ji parce que man affaire yi li muy xew yëpp maa ngi koy suivre toujours. wante li ma bëgg a xamal la ko daal man ku jigéen ki mere naa ko ndax jigéen laa après tout. wante ku góor ki bu fekkente ni moom daf ne dafa jël ndaw si comme ku mu bokkal ndey ak baay jigéen joo bokkal ndey ak baay doo ñëw naan da nga koy jéem a jël naan da nga koy def soxna ndax moom ci boppam boo seetaan boo dégloo affaire yi ni mu demee moom ci boppam am na ci part de responsabilité moom waa ji parce que nu mu nekkee ba Makka ndaw si nu mu def ba am ji numéro waa ji ci Makka bay waxanteeg moom naan ko ñaanal ma ci sama jëkkër kon nit ki bu fekkente ni dem na ba nga xamante def nga ko rakk joo xam ne da ngeen a bokk ndey ak baay jëkkëram am problème ñu jël ko ci kaso bi mu ñàkk ko mu xañ ko këram xañ ko njabootam xañ ko léppam ñu jël ko delloo ji ko ba Sénégal am na loo xamante nit ki bu la taxawee ne la ñaanal ma war ngaa woo ndaw si jël ko raisonné ko ne ko dellu ci sa jëkkër bu fekkente ni da ko jël comme ku mu bokkal ndey ak baay waaye moom defe naa ni moom jëkkëram jooju mu am mu andi ko ci dëkk bi muy xale bu tuut lu mu am tey bii tey ba di ko mën a tiitaroo ci dëkk bii tey wala mu di ko mën a wane woo defe naa ni dëkk doomam ji mooy alalam parce que doom mooy jamaa. jërëjëf. waaw merci soxna si. li mu def nag deful dara lu rafet benn jigéen nag rafetlu ko moom rusoo na képp kuy jigéen ci. merci jërëjëf. waaw waa ji nag moom bëggatuma. 212 219 9695 ngeen dugg ci seen émission bi participer mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fooy woote. waaleykum salaam wa rahmatulah na ngeen def. sant bu baax noo tudd ak fooy woote. alhamdulilah waaw damay lecture yi. bismillah maa ngi woote New York. waaw bismillah ñu ngi lay déglu. léegi man li ma bëgg a wax mooy ndaw si ci boppam ba neex rawut nga xam ak sa jëkkër ñetti doom boobu bànneex ku ko bëgg ku ko gisut doo gis beneen bànneex léegi man góor gi daal man moom laa faral. waaw góor gi nga faral jërëjëf merci. waaw man moom laa faral. 212 219 9695 ngeen bokk ci émission boo mënee sori ni ngay dégloo mbokk mi salaamaaleykum. mbokk mi salaamaaleykum boo mënee sori li ngay dégloo rek. 212 219 9695 mbokk mi salaamaaleykum. 212 219 9695 mbokk mi salaamaaleykum. waaleykum salaam Boy Ndaw maa ngi lay nuyu di la ziare. ñu ngi lay ziar kooku. kii tonton Mboob la. bismillah tonton Mboob. Boy Ndaw man de yow yaa tax sax ma dugg ci émission bi débat bi tey waaye dama ne woon du ma ci wax mu ñeenti audio yónnee nañ ma ko benn bokk ceeg sa morom. yëpp déglu naa ko te commencement ba fii nu toog di wax. waaye li yàlla xam dinaa la jox nag benn loo xam ne nii firnde bu wër la te ñii ne ci dëkk bi ñu ci bari xam nañ li may bëgg a wax. kaa bu mel ni de ba mu fi amee ci sunu mbokk moo xam ne daawoon newoon fii ci dëkk bi di fi liggéey yoroon estoram fii ci parc avenue bi ñu bari xam nañ ko du ma tudd turam mu nekk fekk jabaram jabar ja da waa ji jóge fi dem Sénégal ba mu tourné ñëw ba fii aéroport ñu delloo ko mu ñibbi mu jéem ñëw bëgg a ñëwaat mënut a ñëw jabar ja fexe pour mu ñëw mënut a ñëw soxna sa na mu def dafa ramassé bagage am yowoon ca këram yëpp dugal ko ci conteneur yebbu ko mu dem Sénégal mu ñëw tépp magasin ba jaay ko te li may wax wóor na wax dëkk bi dem ñibbi fekk fa jëkkëram parce que moom dafa am njaboot ak jëkkëram bokk ci famille bu baax nag jëkkëram di ko baax di ko ñëpp xam di talibab Serigne Touba ne woon fii ci dëkk bi jigéen ju baax day bu la sa borom kër indee ci dëkk bii
nga ànd ak moom juróom moom ak njaboot yàlla def am ndox dal la bu dee dëgg la yàlla bëgg te da ngaa sëy ngir yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa mbaa foo mënti yaakaar da nga def ay pexe delluwaat ci sa jëkkër tey jii kookee. jërëjëf. jëkkër ja commencé waat naa ñëw ci dëkk bi am na visa bay commencé waat ñëw ci dëkk bi ma nga yore responsabilité jëkkëram ca Sénégal. mais papa bu fekkee ne. ak malgré njaboot gi am na malgré lu mënti am bu ñu demee ba nga xam ne ni xëy na yàlla mun na def ndaw si am beneen bët ci beneen góor wala ñu liggéeyi ko wala lu mënti doon whatever est-ce que tamit sëy dina mën a yegg foofu. waaw kay góore waay ñu liggéey ko wala leneen loola yàlla ko xam boobu débat bi na ca dugg ndax foofa mbirum yàlla la. jërëjëf. El Hadj defe naa 212-219-9695 mbokk yaa ngi réagir mais ci réaction yi nga fi jot a amagul ban jàngat nga ci am. ban jàngat waaw bismillah mbokk mi salaamaaleykum. aleykum salaam. waaw bismillah. waaw xam nga li ngeen wax dafa leer sëy foofu dëgëragul boobu sëy dëgëragul ndax wàcc jabar wala jabar wàcc la yette bi fi léegi jeexagul mën nga ne takkaat benn ñaareel bi mooy kooku prima doon wax nun ñëpp xam nañ ko mi ngi ñëwaat ci dëkk bi te demuñu cib sëriñ kooku ku góor kaa ngi ñëwaat di dem ak Sénégal ak dikk kon xam nañ tur bi xam nañ sant bi bii sëy nag bu tey nit ba amee ñetti doom ak nit gone yi tas nañuy sëy ba tàyyi ci dëkk bi ku ci takk jabari ko ku mel noonu mu nekk ci dëkk bi kër ga mu dëkkaloo ko fa xanaa keneen ko dëkkal amagoo jabar te weer bi ñu ko takkee balaa dikkati déwén sëriñ bu waaye def keneen mën naa am beneen sëriñ dindi ko man yaakaarutuma sëy bu dëgër am na fa ndaboot. merci. du ma ko laame kenn nag ndax ku takk jabar jëlee ko Sénégal indi ko ba fii def ci xaaj bi ne ci xaaj yéen ñaar ñëpp ngeen di muñ kenn xamul leen dara ñaanoo baat ko sonn ba ñu jéebaat la ci dëkk bii ñu xëy na sama sëy tas la keneen takk la kooku amagul jabar. jërëjëf ndax weer bi ñu ko takkee balaa dikk da nga xam li ma la. merci. ani soxoma suma ko bi di leen bëggee 212-219-9695 gis nga nee na sama yaay sa paas baa ngi paasu màkk baa ngi soo ko bëggee da ngay sëy ba day mbokk bi waaw man sëkk ma daaneel El Hadj gis nga nit ñaa ngi réagir maaleykum salaam ñëw tuuti waaw ñi ngi ñëw grand ban réaction nga bëggoon am may ma tuuti sëñ bi may ma daaneel tuuti waaw El Hadj ci nit ñi daal li ñuy wax li ma gis mooy sëy daal da ngay ànd ak muñ ak ngor waaw am na solo am na ci solo waaw sëñ bi bismillah waaw man xam nga li ma ciy wax rek mooy lenn. man je trouve que ni dafa mel ni yow éléments yi da ngaa tegul lépp nag aussi parce que ndaw si dégg nga dafa nopp ci yi mu mujj a sëyal booba ma nga ak waa ji jëkkër jaa ngi fii parce que ba mu naan da koo déglu ci rajo dégg nga ba ñu koy woo xooma reer. sëñ bi dégg nga mu naan may leen ma mënuma kii sëñ bi dafa nànk ñu waxtaan noo tudd. man. waaw non damay leb tur bi. non man dama leen a xam bu baax. non attends waaw ok may naa la nga leb tur bi mais il faut nga comprendre benn affaire. wàllu rajo la. xam nga temps bi gàtt na donc suñuy teg élément dañuy junj tuuti parce que li ñuy waxtaanee nii àdduna sépp xam nañ ko donc. élément bi dañuy teg loo xam ne rek pour que nit ñi mën a comprendre tuuti mën ci joxe seen xalaat mais yeneen élément yi nga xam ne nii nit ñi dégg nañ ko ñun suñ respect ak suñu yar duñu may ñu jàllale ko si rajo boobaa da ngay daal di tooñ bismillah. non je comprends waxuma woon sax ngeen teg tur ak yooyu baa yooyu yëpp li nga xam naan da ngeen a war a marqué yenn yu bëri parce que looloo tax ma ne damay leb tur yi mais c'est-à-dire moom dafa wax ba muy njëkk a déglu affaire bi dañoo war a teg reer xaw ma affaire yu demee noonu ñu koy woo mais dégg na boobu kii ci rajo rek la ko dégg mais mu tàggoog sagom dafa yàggal nopp waaj yi donc c'est ça le problème le gars nag en question je le connais c'est un gars très bien nit ku baax la vraiment xaw ma woon jabaram ak yooyu mais ce qui est sûr nag xaw na naïf aussi parce que man gëmuma ne dañoo liggéey jabaram merci defe naa muy naïveté ci wàllu waa ji El Hadj defe nga dëkk bi ñi ngi réagir mu nekk thème boo xam ne thème d'actualité muy divorce yi ci wàllu kii defe naa sëy waa soxna si may ma daaneel tuuti rek defe naa sëy nekk lu am solo sam benn xarit sànq mi ngi may wax naan ma bëri na sëy yoo xam ne ni xëy na départ bi la koy lal day nekk wàllu intérêt day nekk wàllu këyit wala bëgg a ñëw ci dëkk bi wala situation appartement ku la ko fayal wala boog koo xam da lay jëndal lekk ak naan koo xam da lay yor ci dëkk bi mais du nekk mbëggeel dëgg ba buñ demee ba ci biir yenn problème yi di am donc est-ce que nit ki ak ki ngay sëyal war nga war mun comprendre buñ demee ba kër ga teginu bool bi baaxul bu fekkee ne teginu ataay bi kenn topp taw la baaxul day nekk genre tongo yoo xam ne day nekk ci kër ga buy indi di wane ay signes yoo xam ne ni day wane ni am na luy xew si couple bi lépp looy def rek loo xam ne intérêt moo la ci dugal
boobu day nekk contrat ndax intérêt bi bu jeexee rek da ngay dem sa yoon. day daal dem waaw mbokk mi. allo salaamaaleykum waa soxna si ñu ngi lay ziar di la nuyu. waa salaamaaleykum. maaleykum salaam. ngeen baal ma. man xaw ma nag nu mu demee waaye sama xalaat man jigéen laa waaye damaa jox ku jigéen ki toor parce que ku wax dafay feeñ te waxam daf ko xaw a feeñal parce que nga xam nga xaritoo góor ne danga ko bëgg ndax li muy wax ci yàlla yeneen bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam seq ak moom ay seetante seq ak moom ay lu nekk te sa borom kër yëgu ko loolu benn ku jigéen fi juum na ñaar li tax ma joxaat ko toor ñu takk la indi la ci dëkk bi kooku am gàllankoor yàlla def ñu delloo ko waxoo muñ naa at waxoo muñ naa ñaari at nga naan ay ñetti weer te ci diggante bi tabaski ji doon jub si xelam nekkul ci mu jënd mbasañ def ngir jëmmi Rasuulu laay jox jëkkëram liggéey dimbale ko Sénégal xelam dal parce que nga nekk góor am soxna am ay doom ñëw fii ci dëkk bi yàlla ci mën-mënam tax ñu delloo la sa jabar ak lu mu mën di dugg ak lu mu mën di doon war na teg yàlla ak yeneen bi mu dawal yërmande. su ma la déggee daal yow ku jigéen ci nga jox toor. waaw vraiment man jigéen laa mais daal lii. mais en tant que jigéen des fois aussi tamit question bi dinaa koy laaj des fois du ñàkkit jigéen ànd ak kenn ay at dem ba ca biir xëy na lam doon séntu ca sëy ba dëgg-dëgg amatu ko xëy na tam bëtam tegu ci keneen est-ce que diggante may ma daaneel yaay booy diggante mbëggeel ak yenn jugement yi nga xam ñu dañ koy faral di am ay ngor ay affaire demee noonu nga yaakaar ni ban moo war a gën a peser ci balance bi. man ni ma gisee lii nga wax ngor rek la ñuy teg benn àddina jeex na ñaar même ki la takk te amoo moom njaboot mu indi la ci dëkk bi yërëm la yiir la jàppale la. war nga am looy rus teg sa diggante ak sa boroom. waxuma dara nga am ci ay mbañ gàcce. waxuma dara àddina bi jeex na. dara jarul ñaaw. merci ku jigéen ci kenn mënu ko sang ba du tax. jërëjëf merci beaucoup def na lu ñaaw a ñaaw parce que plaisiru àddina bi amatul lu ñu fi xool lu jara ñaaw. merci beaucoup plaisir sax diggante dund ak dee boobu plaisir sax xajatu fi. jërëjëf merci def na lu ñaaw rusloo na àddina. merci. xëy dafa gis keneen ku ko gën a. 212 219 9695 mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fooy wootee. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëñ bi bismillah noo tudd ak fooy wootee. Pape laa tudd Pape. Pape ñu ngi lay déglu fooy wootee. maa ngi wootee New York. bismillah Pape. waaw na ngeen def maa ngi bëgg a wax ci thème bi tuuti quoi. bismillah Pape. xam nga yéen wax ji da ngeen ko fermer bu yàgg. parce que jigéen su fekkee ne da nga ko indi ci dëkk bi yàlla dogal nga am problème dem Sénégal problème boo xam ne immigration moo la delloo. kooku boo na ko reyal sa yaay sax nga ma indi la ci dëkk bi day ñëw day rey yaayam ñëw parce que bëgg naa del saat New York ndaw si ci boppam moo nekkul ci dëgg waa ji ko takk nekkul ci dëgg nañu waxante dëgg ki ko takk newul ci dëgg ndaw si newul ci dëgg. mais nag man de su doon man dégg man su doon man maa nga Sénégal mu nga Sénégal. dinaa rey ku góor man laa wax de bu doon man ku góor mu nga Sénégal maa ngi Sénégal dinaa ko rey. sëñ bi bu fekkee ne waa ji dafa wàcc ñoom ñaar aussi tamit ñu xoolante wàccul parce que waa ji li ko wàcculoo suñu déggu ne wax bi parce que ndaw si jigéen si moo ko wax ne kii na ne su ma la bëgg indiwaat ci dëkk bi da ngay tàggu sa jëkkër ma man laa indiwaat ci dëkk bi nga ko wax ne dañ ngi dikkaat New York looloo tax moo ci ndaw mais est-ce que ay genre cangat boo xam ne nii moom dañ naan la tasal sa sëy ba pare liggéey boobu doog a jàpp est-ce que tamit loolu du naïveté. xam nga saytaane fu ne lay jaar lu ne koy Sénégal ni gis nañ lu ne ni rey na doomam sax ni rey na doomam doom bu mu ji sax rey na ko ci liggéey lu ne gis nañ ko Sénégal ñun xanaa yéen ay xale ngeen moo tax. jërëjëf merci 212 219 9695 bu ngeen bëggee participer ci émission bi mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fay wootee. asalaamaaleykum maa ngi tudd Babacar maa ngi wootee Massachusetts. bismillah Babacar ñu ngi lay déglu. waaw na ngeen def waay. ñu ngi sant bu baax a baax. seen waxtaan bi neex na trop maa ngi koy déglu depuis bi ngeen ko commencé. mais man nag dafa am lu ma jaaxal quoi man leen laa mënta comprendre. lan la loolu.
loolu daf ma mus a jaaxal nan nga mën a amee jëkkër wala nga am jabar di xaritoog beneen góor wala nga xaritoog beneen jigéen. loolu dafa war a dakk ci Amérique gi ñu nekk loolu nañ ko yemale Sénégal boo ñëwee fii da ngaa war a fonk sa jëkkër wala nga fonk sa jabar affaire xaritoo day yàq diggante. yaa ngi dégg li may wax. maa lay dégg waaw. affaire xaritoo day yàq diggante seytaane dafa bari doole loolu la ñu war a bàyyi sa jëkkër lu mu bëggul bu ko def sa jabar lu mu bëggul bu ko def seen ànd neex. voilà mais gars yi boobu nekk dem Sénégal nag man yërëm naa ko trop. mais est-ce que loolu yomb na jamono jin toll nii góor ñi dinañ am jabar mais terewul dinañ am ay soppe wala ay xaritu jigéen ñi aussi tamit dinañ am jëkkër mais aussi dinañ am ay xarit yu góor wala. ay loolu c'est vrai. loolu dëgg la loolu dëgg la mais problème bi mooy. xaritoo bu jege man foofu laa wax. xaritoo yu jege ñu demlante dikkalante yooyu dañ ko war a baax. loolu seytaan da ciy ànd. wax nga dëgg. te loolu seytaan da ciy ànd. xelu jigéen nee nañ dafa sëgg ah. waaw mais tamit nga am sa ngor rek nga jàpp sa jëkkër mais bu ci bool li ci bokkul yàlla bëggul loolu. merci sëñ bi mu nekk lu am solo 212 219 9695 ngeen bëggee dugg ci émission bi mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fooy wootee. maaleykum salaam wa rahmatulah. tudd wootee New York City. bisimilah ñu ngi lay déglu. xam nga léegi wax ji dafa jeex ba pare parce que xam nga bu ki def ne li ñëpp wax muy dëgg. maintenant nit ñi ñëpp benn baat la ñu wax loolu lay dëgg te ndaw si keroog bi muy wax ne waa ji dañu wax ne waa ji bi muy jógee Sénégal bi mu ñëwee ci këram la daal xam nga moom nga diwut ko moom def na loolu yoonam nekku ci ni ko nit ñi waxee yoonam nekku ci mbir mi yëpp fi toll ne leer na ñoom ñaar kenn def nekku ci ñun mu ngi dara si moom te muy gis nga buñ lay takkal sëy yow kiy ñaam ak yow ki ñuy may lépp li ñu leen digal mooy muñ kenn ku ne muñal sa morom comme que ndaw si ak moom muñ nga mënu ko fekk na balaa muy yegg ci muñ sax moom xam naa ne yegg na ci leneen kon nag suñu tool yi jeex na te nag wax ji am ci njëriñ. merci beaucoup. allo. 212 219 9695 mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fooy wootee. maaleykum salaam. sant bu baax Pape fooy wootee. New York bismillah Pape ñu ngi lay déglu. lu ma bëgg tontu number one jaan boobu lu muy wax sëy bu amul intérêt amul sëy yëpp intérêt la sëy sans intérêt amul parce que su fekkee mbëggeel moo la ci tax a dugg sa intérêt mbëggeel boobu moo la tax a dugg su dee alal la sa intérêt alal la kon loolu amul dara lu ci nekk quoi. da nga bëgg a wax ni mbëggeel bi tamit intérêt la quoi. intérêt la parce que dafa am loolu loo bëgg moo tax nga dugg ci. intérêt loolu rek ay intérêt quoi kon loolu amul problème. beneen bi li may bëgg laaj mooy wax bi nga teg comme damay yéex a dugg diggante moom am na version wala amul. waaw am na version mais comme que dafa bëri ay tur ñoo préféré dagg ko mais après ci li gën a gàtt mooy tas na gis na gor taalibe gër pire mu bëgg ko sëy ak moom. parce que man li ma jot a déglu rek laa mën a kon fii wax bi dafa leerul ci gaañ bi parce que moom su dee d'accord na teg bisu tax sëy bi pour ñu mun ko defaral liggéey mu dem ba ci biir tam balaa nga tase bi di jeex mu ni moom tasu tax nañ ci diggante te tasu man affaire boobu connexion bi foofu dafa xaw a jaxasoo ci man quoi moo tax ñu ne ci sori waaw doy na waar moom daal xam naa ñu jëlaat beneen mbokku auditeur rek boppam wax ji leeru quoi d'accord jërëjëf merci 212 219 9695 mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fooy wootee. salaamaaleykum maa ngi lépp tur bi. fooy wootee. fii New York. bismillah ñu ngi lay déglu. déglu naa lépp. déglu naa ñëpp. waaye li ma ci jàngat mooy mbirum complexe la bëgg ñëpp maase ci xamaale ko. complexe kuy waxtaan xasaayit wala complexe kuy tare alxuraan wala kuy jàng xasaayit. complexe googu la jigéen ñi bari la ak bërekat yeeg ñi siiw ñëpp complexe boobu moo leen di dugal ci lu ne. da ngaa gis ni jigéen ñi dañoo am complexe ci ñiy jàng xasaayit wala ñuy waaraate affaire yooyu. waaw loolu dafa bari trop mooy li yàq ëpp ci sëyi nit ñi sëyi jàmbur yi looloo koy tas.
seetaan naa diw mi nga waxtaan neex na ma ci ngay dugg di ko seetaan mu ngay bàyyi sa jëkkër ci néeba di seetaan kaset yi. waaw yooyu day faral di am de. loolu dafay bari ay oustaz Alioune Sall fii ay Iran Ndaw ak ay nangam. ñooyu li yàq kenn xamul tool dem da ci imaam yeeg jànkate alxuraan te gis nga ñi jàng alxuraan jànk sa ñoo gën a jubali ci àdduna. déet waay bu la loolu. man mi wax ak yow fii nag ki ma gis mu wàccee tubayam. di taxawaalu jàngu defu dara kooku laa gis ñeme ko daal koy moytu ndax kooku du yàgg ba mu ray ma ndax bu ma ko gisee danaa xam ne kii am na lu ma foog ci moom mais kii jàng alxuraan wala xasaayit kooku bu lay dañ day metti. merci beaucoup. moo tax moytu leen imaam yeeg sëriñ si ak ñi jàng ñoo gën a jubali ñëpp. jërëjëf merci beaucoup ah. 212-219-9695 mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fay wootee. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw man nag damay leb tur bi. fay wootee. man maa ngi woote Washington. bismillah ñu ngi lay déglu. li ma bëggoon a wax rek mooy man ndaw si naa jox toor ndax ndaw si li ko andi fii ci dëkk bi man dara umpuma ci gis ci waa ji sonn ci lool wax dëgg yàlla kon boo amee kenn kuy wor ndaw si moo wor man xam naa naka la ci jëkkër ji sonnee naka la def ba mu ñëw fii ci dëkk bi dara umpuma ci kon nag bu ñuy wax dëgg rek ndaw si moo wor. merci beaucoup mooy wor ok. two 219-9695 mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fay wootee. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam noo tudd ak fay wootee. dañuy lépp turbe rek. fay wootee. fii New York. bismillah ñu ngi lay déglu. ok maa ngi doon déglu thème bi. mais déglu naa 3 versions yëpp avant émission bi. yëpp. mais boo xoolee logique yi rek ñoom ñaar ku góor ki ak ku jigéen ki sëy bu mujj bi seen version yi dafa am ay contradiction yow jabaru jàmbur l'islam am benn barrière bu mu def seen diggante léegi yow man ban possibilité la nga am ba léegi mën a am contact moom jëkkëram yëgul ko léegi nga wax ñu fase ko moom ku góor si li mu wax mu ne ndaw si wax na ne bi jëkkëram da kaa fase toog na lu yàgg amul borom kër daal léegi te moom biñ ko fasee ak fi mu ko takkee une semaine la 9 jours. bi mu jàppee kii yooyu quoi. bi mu jàppee yedd ak fi ko waa ji takkee 9 jours la. 9 jours la ko day bariwul moom jabaru jàmbur. daa xaw a luus daal. dafa luus trop. diir la ñoom ñoo def diir bi seen diggante def seen mariage ndaw si trahir waa ji ko fi indi. merci. financé xaalis bu bëri si moom. jërëjëf. 212-219-9695 mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fooy wootee. Boy Ndaw kii Marila la. bismillah fooy wootee. New York 917-257-4565 dama ne. waaw. kii woote sànq di xas. non attends non. 212-219-9695 bu ngeen duggee ngeen wax seen xalaat te bañ di tontonte defe naa rajo la waxtaan la ku nekk sa xel fu mu toll fa ngay waxee mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fay wootee. salaamaaleykum maa ngi ziyaara bi sama gars yi di lépp tur bi nag sama opinion rek la. fooy wootee soxna si nànk méttiwul fooy wootee. Harlem. waaw bismillah. moom def. 212-219-9695 bu ngeen bëggee dugg ci émission bi. salaamaaleykum waaw boo mënee sore li ngay dégloo noo tudd ak fay wootee. walla Adama Touré. Adama bismillah ñu ngi lay déglu. ma ne poids yi ci boppam man moom laa sëkk. nga sëy du affaire caaxaan. ak lu ko ndaw si mën a wax ak lu ko mën a kii addina waru ko jaral muy wàcc jawaram pour kay maanaam muy saan wàcc naa la pour affaire yi jiw yooyu. ndaw si ci boppam maanaam man deful man pour man waaye daal moo amul fayda. jërëjëf waaye sëy du caaxaan ba nga xam ne nii da nga war a wàcc sa jabar ci affaire yi jiw yi ñàkk fayda yooyu noonu. merci. ndaw si moom foo mën a takk am nga jabar. 212-219-9695 mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fooy wootee.
Dóor waar asalaamaaleykum salaam man la Mame Thierno. Mame Thierno grand nam naa la ça fait longtemps ah. waaw jaajëf Dóor waar dëgg la waaye Dóor waar man nag bon waxuma pour juger kenn parce que yàlla rek moo mën juger. dëgg la. mais li ma xam mooy góor gu nekk am nga droit am confiance ci sa jabar. yaa xam nga jege ko yaa xam nga sori ko. boobu benn la beneen bi mooy Ndiaga xam naa ko maa ngi moom pratiquement ñoo ñëw ci dëkk bi mu nekk waaju baax waaju calme vraiment Ndiaga ku nekk mën na ko naax. boo xamee waa ji kooku ku nekk mën na ko naax nitu nan la waaye tamit da nga xam ne mën naa ko xam naa ko te mën ko jugé mooy Ndiaga bi muy dem soxna si teg na ko ci ay loxo yu wóor muy foofu muy liggéey teg ko ci loxo ku am taalibe teg ko ci loxo soxna su baax. nga xam ne ñoom kooku moo koy jàppale ñoom ñaar ñu bokk di liggéey donc loolu moom xam naa ko te loolu rek laa ci mën a seede wax dëgg yàlla. merci. li ma nakari bëri na tey chéri émigré dundul dafay dundale émigré dundul day dundale 212 219 9695 bu ngeen bëggee bokk ci émission bi mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fooy wootee. waaleykum salaam Modou Fall Baye Fall Ndaw. grand Lo maa ngi lay béggee. ñu ngi ziar bu baax nag. dellu ziar bismillah. waaw léegi dafa am lu ma comprendre waa ji dafa am sëriñ bu mu demoon mu ne ko da ngay fàtte sa jabar wala. waaw loolu xaw a doy waar nag ba xam est-ce que dafa dem ci beneen sëriñ wala waaye ji ko mujj takk moo nekkoon sëriñ ba dese nañu leer. mais point bu am solo nga laal foofu. voilà parce que loolu tamit xam nga bu demee si sëriñ mu ne ko fàtteel sa jabar. waaw. kon moom waroon na si déggoog ndaw si. ba xam sëriñ beneen sëriñ la wala sëriñ bi nga xam ne nii moo ko mujj takk loolu point la question la. waaw question bu kii la. xëy na tamit. waaw. mais tamit ndaw si. bon affaire bi dafa xaw a gaaw quoi dafa gaaw. waaw. bu jëloon tuuti temps sax ay bon comme 3 mois 9 mois 3 mois mooy vraiment 9 jours. 9 jours dafa. 9 jours dafa gaaw. da ngaa jàpp ni yidde bi ak sëy ba daal lu sa nga ca. waaw dafa gaaw quoi parce que tamit bon comme xamoon na ki mu takk ki ko takk comme xamoon na ko. xañ na profito am na si quoi. merci. ok Boy Ndaw. mbaa fa wéyu jàng bi ana sama yaay mbaa jàmbatul tàng 212 219 9695 mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fooy wootee. maaleykum salaam dama yàlla tuuti dama am lu ma bëgg a waajoo di génn sàng la gaay tontu ci affaire maam two 2199695 immigré dundul day dundalaate ngeen bokk ci émission bi mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fooy wootee. damay lépp tur maa ngi wootee New York. bismillah ñu ngi lay déglu. mais man daal li ma ci am njàngat mooy daanaka émission bi yéen a ngi koy def waaye da ngeen xam ne xale ndaw si ak góor ki yëpp ay doomam ñu ngi leen déglu te ay magi jëmm lañ ngeen. ay magi jëmm lañ. te seen i doom dong la ñuy àndal. loolu itam na ngeen ci bàyyi xel parce que wax dëgg yàlla toog ci rajo itam di wax sa
sa doom di ànd ak sama morom doom ñu nekk ci ndeyam di ko wala bàyyam itam lu ne bàyyi xel loolu te wax dëgg yàlla day. waaw mais sëñ bi bismillah sëñ bi xam nga dañuy waxtaan rek maam fii garaawalum fi dara émission la. non waxuma waxi garaawite est-ce que mën nañ déglu te xam nga sooy wax dama lay déglu. donc dañuy waxtaanal buñ ko yóbbu benn level kenn waxagu fi lu aay. kenn waxagu fi lu bon waxtaan la rek comme ni nga jëlee sa téléphone woote soo nu joxoon sa xalaat ci problème bi dina nekk loo xam ne nii dinañ. ci xalaat bi laa ñëw ci xalaat bi kay laa ñëw damaa teel dagg. ci xalaat bi laa ñëw damaa teel dagg. ñu ngi lay déglu bismillah. xam nga fi may waxee man mooy ñun ñëpp lu baax lañ bëgg waaye damaa yaakaar ne xale yi ñoom buñ ko déggee doomi ndaw si wala doomi wàññi buñ ko déggee di ànd ak suñu doom ñoom. 212 219 9695 bu ngeen bëggee dugg ci émission bi mbokk mi salaamaaleykum foo tudd ak fooy wootee. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw noo tudd ak fooy wootee. maa ngi jégalu tur bi de maa ngi woote Atlanta. bismillah ñu ngi lay déglu. yaa man sama xalaat mooy pour man maanaam buñ delloo ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam Omar bi nga xamante ni jamono yi nga xamante ni saxaaba yi tàmmoon nañ di fase seen jabar yi maanaam jël ñett fase yi ñu def ko benn naan fase naa la ñett yoon di fooyee jigéen ñi daal jamono boobu noonu Omar waxoon ne ok léegi ku fi fase te wax ne fase naa ñetti yoon danañ ko compter non ku fi fase wax ne fase naa maanaam ci benn wax bi nga wax ci fase naa ci ñetti yoon danañ ko compter mu nekk ñetti yoon kon jigéen kooku dalay xaraam li fekk keneen takku ko après nga kii ko donc buñ jëlee ñu ne ok dañoo loolu noonu laay dellu si rek indi ci histoire bi que ne bu fekkee ne dama ne maa ngi fase sama soxna parce que damaa war a def ay diil parce que sëy nekkul loo xamante ni lu ñuy diilante la wala nekkul loo xam ne damaa war a siiwal ok ma ne damaa war a siiwal sama mbokk yi ñëpp ne fase naa sama soxna parce que sëriñ nangam moo ma wax fasel sama soxna wala bu fekkee cas bu mel noonu ci gàttal temps bi daf ma xaw a njatt est-ce que lan la ci lislaam wax. waaw pour sama du lu yoon du question de cas bi gars yi ñëwul avant islam di ñëw. mais du nekk lu yoon nga war a jël fase sa soxna ne dama koy fase pour contrat de 3 mois wala 5 mois nekkul lu ñuy fooyee donc il paraît que ku jigéen ki am na droit plein droit. mu dem am beneen jëkkër bu fekkee ne ci loolu noonu la ko góor ki taxawoon bu fekkee ne nag beneen deal la boo xamante ni buñ def si biir ku jigéen kee ko lal ku jigéen ka amul droit jël plan boobu noonu de dama koy def pour sama jëkkër defaat leneen kum ci mënti doon yàllaa xam mais instant bi tamit pour auditeurs yi tamit xam nga ñu bañ a indi benn confusion ci diggante ku góor kee ku jigéen ki li am na ba pare nañ ci bañ a nekk di wax naan kii laa blame ak kaa laa blame donc li xew yàllaa xam aussi tamit moom maanaam daal ku nekk yàlla leeral sa yoon ba nga mën a continuer li nga nekk ci sa dund nga def ko salaamaaleykum nga nuyul ma Awa mu Viviane depuis Atlanta 212 219 9695 bu ngeen bëggee bokk ci émission bi mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fooy wootee. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam noo tudd ak fooy wootee. Badiane maa ngi tudd Alioune Dieng laa tudd. fooy wootee Alioune. maa ngi wootee fii New York. bisimilah Alioune ñu ngi lay déglu. waaw comme yi fi daal kon ni ñu ko gisee nii moom comme yi fi jàmbur la. waaye daal li ci def débat comme lu mel nii daal moom xam naa ne ak njabootam di ko dégg daal du loo set daal xam naa ni ma ko gisee man. waaw léegi ñu ngi lay remercier looloo nekkoon sa xalaat. jërëjëf di la remercier bu baax a baax 212 219 9695 bu ngeen bëggee participer mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fay wootee. 212 219 9695 bu ngeen bëggee bokk ci émission bi mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fay wootee. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatuhu damay def tur bi. waaw fooy wootee. maa ngi woote New York. bisimilah ñu ngi lay déglu sëñ bi. mais su maanaam li ci waxtaan wi laa bëgg a wax tuuti rek maanaam man am na audio yi déglu naa ci defe naa juróom am naa ko ci yoo xam ne ba léegi maa ngi ak moom. mais problème bi moo di kii du génn léegi wax na ci affaire fase mais am nga droit fase idda am na suñu toll nii am na noo xam ne suñu demee. même ki takk ndaw si daf ko takk mais parce que dogul yàlla nag moo xam parce que suñu toll nii man ngaa waxtaan ak nit man nga waxtaan ak man ni ma sama jabar dama koy fase pour yar ko wala dama koy fase pour lii mais moom ndaw si su fekkee dañoo wax pour moom mu fase ko pour li mu yaakaar bi mu amoon waa ji toppatoon ko mu ñëwaat fii loolu la ci dugg la woon moom ndaw si ñu wax ko même waa ji bu takkee ndaw si parce que daggul. jërëjëf ñaareel bee tamit moo di. ndaw si ci jëmmi boppam man moom laa balaa mi quoi normalement. mais buñ ko fasawoon parce que mu wér sax war naa mën a bàyyiwaat ay quelques mois
ngir daam gën a yàgg doo ko takkante ki nga xamante woon naa ak moom lu yàgg. merci beaucoup di ko remercier mbokku auditeur bi ni ñuy def rek mooy la pub ensuite on revient. Prestige multimédia ak Khalifa Ndiaye. yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg cell phone computer tablette gaming device pinless calling card accessory daw leen gaaw ci Prestige multimédia ak Khalifa Ndiaye. yéen ñi bëgg repair seen téléphone yéen ñi bëgg unlock seen téléphone wala ngeen bëgg upgrade wala ngeen move virus yu nekk seen computer daw leen gaaw ci Prestige multimédia. mun ngeen fa also fay seen bill yu ci mel ni Red Pocket T-Mobile AT&T Clear Ultramobile H20 Net10 daw leen gaaw ci Khalifa Ndiaye mi ngi nekk ci 116 exactement 227 West 116th Street téléphone ba nekk 212 222 0088 mun ngeen daw beneen multimédia bi nekk ci 8 avenue 27 98 téléphone ba nekk 646 35 58 402 daw leen gaaw ci Khalifa Ndiaye yéen ñi bëggoon am service bu baax. merci di ko remercier bu baax Khalifa Ndiaye mbokk mi 212 219 9695 salaamaaleykum noo tudd ak fooy wootee. mbokk mi salaamaaleykum boo mënee sori li ngay déglu. asalaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si noo tudd ak fooy wootee. damay leb tur bi nag. bismillah ñu ngi lay déglu. waaw man daal li ma ciy xalaat mooy ndaw si moom teg na di jëkkër ji dëgg gi itam nëbb na ko ku bees ki waaw man daal loolu laa gis. merci beaucoup 212 219 9695 mbokk mi salaamaaleykum noo tudd. booy ndaw yow day sab liggéey ngay def ku dee ci marché nag yaa tàggee sa bopp ñoom ñoo joxe ay vidéo ci panel yeeg rajo yi ñëpp di ko def. merci beaucoup di ko remercier bu baax a baax 212 219 9695 mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fay woote. asalaamaaleykum maa ngi woote New York damay leb tur yi comme ni ko gars yi defee. 212 219 9695 mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fay woote. damay lépp tur bi. bismillah ñu ngi lay déglu rapidement. ok man sama xalaat mooy waarekat yi wëri bu ñu bëgg a xarta sa jabar na nga ne mooy. ñu ngi lay déglu. waaw ndaw si moom man ndaw si laa blende waa ji ko déglu waa nga xam ne waa ji innocent la xamul dara dañu ko nax. waa ji innocent lañu ko nax. ndaw si la blende te affaire dafa gaaw trop dafa rapide. xam nga xaritoo ngi sama waarekat daal mooy na ngeen ku ci am sa jabar muy naan waarekat tàngal sama soppe la na nga ci teey. waaw. merci 212 219 9695 mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fooy wootee. waaleykum salaam wa rahmatullah. mbokk mi noo tudd ak fooy wootee. waaw ma leb tur bi rek. li may wax mooy. ndaw si ci boppam moo nekkul ci dëgg. parce que mënoo bàyyi sa njaboot ñu yóbbul Sénégal nga am problème amul lenn lu muy xalaat di la teg deal te yenuwul maanaa daal wàcc bi moom nekk lu yenu maanaa ku ànd ak sa sago parce que mënoo bàyyi sa njaboot am ay problème war a ñëwaat ci réew mi ngay wàcc sa jabar ci loo ànd ak sa sago mënul nekk. merci 212 219 9695 boo mënee sori li ngay dégloo 212 219 9695 ngeen di sori li ngeen di dégloo pour que waxtaan bi di gën a jàppandi mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fooy wootee. waaleykum salaam wa rahmatulah maa ngi tudd Habib. waaw fooy wootee sëñ Habib ñu ngi lay fay. maa ngi wootee fii Queens. bismillah. waaw maa jàmm rek. waaw bismillah rapidement. waaw ñun de maanaam. xam naa ne suñ mbokk daal la ñu indi say ci rajo bi. mu nekk nag loo xam ne xam naa ne ñun baaxoowuñu woon daan doxe noonu daal. dañ daan def ñaare dañ daan suturaalante. tey bunt yi moom dafa tëju daanaka rek li gënoon mooy ko am loo ci bëgg a wax rek boo ñëwee boo toogee ak ñun yaakaar naa ci loolu daal moo doon ëpp sutura. merci beaucoup di ko remercier 212 219 9695 mbokk mi salaamaaleykum noo tudd ak fooy wootee. salaamaaleykum grand maa ngi leb tur bi. allo. waaw ñu ngi lay déglu. waaw ma ne. waaw affaire bi daal nu mu demee ba dem nii daal waa ji jël ndaw si. kooku dafa tëb parenteer quoi jaar.
merci di remercier di jégalu ñëpp ñi nga xam ne nii ñi ngi woote te mënuñu dugg di remercier ñëpp ñi nga xam ne nii participé ngeen di wax ni c'était votre émission Dóor waar ni ma koy tàmm di waxee c'est le sport c'est la politique quand c'est important c'est ici c'est des faits divers li nga xam ne nii day xew ci communauté sénégalaise bi dañ koy waxtaane lii nekk événement boo xam ne nii xew na ci kër yi ci restaurant yi moom la ñëpp di waxtaane tey ñoo indi ko pour waxtaane ko defe naa loolu moo taxoon tey ñu tegoon thème bi pour que nit ñi mën ci jàng pour que nit ñi mën ci joxe seen xalaat pour que nit ñi mën ci tirer leçon ba lu mel ni mën a dalal dal kenn koo xam ne rek da nga nekk ci communauté sénégalaise c'était votre émission Dóor waar di leen jox rendez-vous lundi prochain même heure même fréquence